salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax ci bésum tey fas yéene nag dalal leen rek ci Subatel di seen magazine d'information matinale mais surtout de divertissement suba su ne nag dañ koy tàmbale rek ak xibaar yi jaww ji ñu daal di dem rek jëli waxtu bi nga xamante ni ci la jant bi fenk ak waxtu bu muy soo ñu gis ne ni nag jant bi fenk na ci bésum tey si fajar 6h46 minutes moom la fenk te it nag dina soo ci 19h43 minutes. Alors bu ñu noppee nag ci suñu lever et coucher de soleil dañuy jëli rek suñu ay température tàmbale ko rek fii nga xamante ni moo di diwaanu Ndakaaru bu ko defee rek ñu daal di xam ñaata degré la ñuy am fi nga xamante ni moo di Ndakaaru 29 degré la ñuy am ci bésum tey ci bëccëg gi am 32 degré fi nga xamante ni moo di Thiès Diourbel 34 degré Kaffrine it 34 degré 33 degré Kaolack ainsi qu'à Fatick ñu seetlu ni sur l'étendue du territoire sénégalais dafay asamaan si dafay xaw diis tuuti ngelaw gi xaw sec mu xaw humide air bi xaw humide donc du tàng du sedd nawet bi rek ba tey moom mooy li koy waral 28 degré moom la ñuy amal Ziguinchor ba tey rek ak asamaan bu xaw humide te 10 30 degré fi nga xamante ni moom moo di Sédhiou ak nag prévision de pluie maanaam jiwaanu Sédhiou mën na am foofule mu daal di taw ci bëccëgum tey ñu daal di yërnu rek Kolda nag 30 degré lañ fa amal ak ba tey rek présence de nuages 32 degré Kédougou ainsi qu'à Tambacounda ba tey rek ñu amal fi nga xamante ni moom moo di ñaari diwaan yooyu Kédougou ak Tambacounda 32 degrés ba tey rek présence de nuages 34 degrés ci Matam dans la zone nord 34 degrés fi nga xamante ni moo di Louga ak un ciel dégagé donc ñaari diwaan yooyu noonu dana tàng lool ci bésum tey ci bëccëg gi 36 degrés Ndar Géej présence de nuages ba tey rek waaye nag il fera néanmoins beau en cette matinée du 7 juillet 2020 ñu yërnu ba tey rek li nga xamante ni moom moo di guddi gi 27 degrés la ñuy am fii ci Ndakaaru 28 degrés Thiès 31 degrés Diourbel 28 degrés Fatick 28 degrés ba tey fi nga xamante ni moom moo di Kaolack 30 degrés Kaffrine tamit ñu am fii nga xamante ni mooy Kaffrine prévision de pluie donc ci guddium tey fi nga xamante ni moom moo di goxu Kaffrine mën na am mu taw mat naa bàyyi xel bu baax a baax 28 degrés Ziguinchor 27 Sédhiou ak Kolda ainsi qu'à Kédougou 29 degrés fi nga xamante ni moom moo di Tambacounda Matam it 29 degrés la daal di taxawal 31 degrés fi nga xamante ni moom moo di Louga waa Njàmbur moom yaakaar naa ni guddi gi sur l'étendue du territoire sénégalais il fera beau donc benn gox rek moo am prévision de pluie mu di Kaffrine mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye guddim tey guddim jàmm la ñu jëli rek suñu géej gu fer ak géej gu fees ñu tàmbale ko marée haute suñu première marée haute nag 10h26 minutes moom lañ koy amal donc moom moo nekk marée haute bu njëkk ba ca topp 22h47 minutes moom lay am bu ko defee mat naa bàyyi xel surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo di nappkat yi ñoom ñoo ñuy indil jën yi saa su ne marée basse 3h54 minutes moom mooy waxtu suñu première marée basse boobu nag wees na waaye nag ba ca topp ci ngoon si la 16h39 minutes mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndaxte man moom damaa bëgg jën te Pape Assane Seck raw nag loolu bu ko defee nag sama mbokku lébu yi ak i mbokku lébu mi mën ñu indil jën yu bëri yal na yàlla saxal jaamu Sénégal waaye ci naka doon laa leen di bàyyi rek avec une petite vidéo du jour laata rek may dem Subatel dalal sa bay naataango.
sama xol be ay boy ca dimanche ba mu làqoo jaajëfal bu baax a baax ma maye leen ko rek mu doon seen ndékki suba teel bu ko defee rek ñu daal di nuyante dalalante ba noppi nag yebbi leen li nga xamante ne moom lañ leen indil ci bésum tey ma fas yéene nag tàmbale nuyoo bi professeur Danfakha moom namoon naa ko lool te xam ngeen ni mardi bu ne rek daf ñuy tenir compagnie ci développement personnel professeur nuyu naa la noo def. delloo naa la sa nuyu Asma et beaucoup de plaisir d'être sur ce plateau. C'est partagé avec mon cher ami Pa Assane, coach Moussa et notre cher invité qui nous promet de très belles choses aujourd'hui. Et bonjour également, chers téléspectateurs. Coach Moussa, fitness. noo def. ça va may sant yàlla bu baax. yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. namoon naa la. mais maa la raw foofu. samedi ba léegi dafa yàgg. maa la raw foofu sama rakk bopp ji samedi waaw yàgg na. di am contentement ak mbégte di ñëw jàkkaarloo ak yow fii nii ak waa plateau bi nii Pa Assane suma mbokk le professeur éminent ak sunu invité bi macha allah. grand-père di nuyu grand-père waaw. petit père di nuyu chaîne leader la Sen TV téléspectateurs yi safo di ndamoo di tiitaro saa su ne lii di Subatel. macha allah am na solo Pape Assane Seck di la ziar di la nuyu bu baax a baax. bismillahi rahmaani rahim maa ngi ree parce que
Sénégal yi dañoo baax. dëgg la ndeysaan. salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. macha allah yàlla. professeur sunu mag bu baax bi. kilifa bi. yaa ngi wax éminent professeur c'est vrai. éminent et émérite. Moussa coach. grand-père. Babacar na mu naal de. maanaam Seck. gëj naa la gis. maa ngi nii Seck. ba ngi si jàmm. tubaarkàlla. koppati bi laa namoon. bii xanaa. ñu ko namoon bari na nag. mais seen coow li bëri na mais xasma dina ma wax après lu xew. xasma en tout cas ñu dalal ko rek. yal na yàlla saxal jàmm. amiin yaa rabbi amiin. yal na poche yi fees. amiin yal na seen xol yi sedd. amiin waay poche yi bu fees rek xol yi day sedd te da ngay mën a jaamu yàlla normal daal. ñëpp yàlla may ñu dund ba sëtaat ya. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin waay waa grand-père maa ngi lay nuyu di la dalal ci Subatel. waaw kay professeur Asma maa ngi lay nuyu. di nuyu professeur Dafa. merci di nuyu professeur Seck. Ndanda waaw. professeur coach. damaa bëgg entraînement ci yane. incha allah xam nga ma tuddee leen professeur. fee Sorbonne nga wax de. Sorbonne bu mag ba. Sorbonne bu mag ba. macha allah. ku amul xam-xam doo fi toog. Assane Seck may nuyu téléspectateur Sen TV yëpp tubaarkàlla. di nuyu képp Sen TV na sama télé la. dëgg la sama télé mooy. sama production yëpp. fi lay daw. ndeysaan. waaw sama production yëpp amul semaine moom lu mu dee 3 jours sama production day jàll donc loolu maa ngi koy sant gars yëpp. donc di nuyu waa Sen TV yëpp di wax tey. dana andi éclaircissement ci lu bari waaye dañu wax taarix de. et je parle sous le contrôle des professeurs d'agrégé en histoire et géographie. lu ma waaye laaj ci histoire ci àdduna ma tontu la. dëgg la mu am solo loolu waaye nag ci kanam tuuti Pape Assane Seck ci lañ ci xuus ak moom laata loolu dañuy jëli rek suñu éphéméride dafa baax. ñu fàttali bu ko defee rek tey la le 7 juillet 2020 du ñu sori dañuy des le 7 juillet 2018. mu nekkoon le décès à Dakar de Alpha Touré mu nekkoon ancien international de football et ancien sociétaire de la Jeanne d'Arc de Dakar. Baba Touré. non Alpha Touré. ndeysaan wax nga lu daw yaram. ñu ngi ci am parce que gënoon nañu tuuti quand même. bi muy jamono bi muy football ñoo doon footballeur Jeanne d'Arc yu mag yi. la grande Gia professeur. Gia bu Baba Touré. waaw ñu ngi fàttaliku tamit ndeysaan. Baba Touré. pour man est-ce que xam nga ni pour man kooko dàq football Diego Maradona. adduna. non dafa mën a football. pour man. ay Messi. Maradona ay Ronaldo. li ñu naan yàlla daal mooy yàlla. kooku beneen nit la woon. Baba Touré bu teg coup franc door mu dugg. waaw wallaay. arbitre bi ne dañoo juum téeréwul mu tegaat dooraat mu dugg. wallaay. ndeysaan. public bi ne dañoo juum mu tegaat dooraat mu dugg. wallaay kooku dafa ci ak arbitre bi war a siffler fee. war a siffler. gaa yi foog ne Gia ñàkk. waaw mu tourné ne gaa yi toog leen. des na ndeysaan corner. macha yàlla ko yàlla yërëm. amiin loolu boo waxee Alpha Touré rek sunu xel dafay dem ci Baba ak ñeneen ñëpp. dëgg la ak mag ndeysaan. yi ak malheureusement souvenir bi ñu ci am bu triste. mooy la Gia est presque inexistante. ñu relégué ko à. Baba Touré deewul de Alpha Touré leen wax. waaw Baba gaañu na daaw. yàlla ko yàlla yërëm. amiin daaw donc fàttali bi. mooy que malheureusement ce club là de feu Oumar Seck. ancien président fédération. ak ñoom grand Amdi Thiam. wallaay. dafa mel ni dama leen dellu dans les yaa ngi indi lu neex. c'est important malheureusement Oumar Seck ndeysaan mooy dernier président fédération sénégalaise ak Gia. bu mës a yóbbu équipe bi demi-finale champion des clubs. Coupe d'Afrique des champions. club macha allah en tout cas. fàttali bu triste. di ko ñaanal yàlla waaw bu yàlla xaaral ko aljana yi gën a kawe. allahumma ba pare ñaan yàlla Gia ñëwaat. Gia jaraaf rek. maa ngi fàttaliku bitu Mansour Ayanda ba. centre de Moussa Badiane. stade amitié reprise de volley ba Mansour Ayanda yooyu boobu Sénégal stade yi day fees del. loolu foofu mu dellu si waat. mais loolu pour mu dellu si waat lan mooy war nguur gi la wala ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum football. le sponsoring nguur gi. économie nationale bu baax déteindre ci vécu sénégalais yi. nit ñi am tal ko mën ko tal. mais kenn mën na ci liggéey pourtant. kan la Sen TV. waaw Sen TV mën na ko yëngalaat ba mu jax. te ñun dañu di télé askan wi. je te dis. askan wi gis seen bopp loolu nag ci la chaîne leader kon nag war nañ ko mën a def ñu descendi ba tey le 7 juillet waaye bii pas 2001 en lutte sénégalaise Mohamed Ndao Tyson prend le dessus sur Mor Fadam. coach loolu yéen koy fàttaliku. waaw 2001. ndeysaan. koo faraloon.
aw ma woon appartenance parce que ni comme boo nekkee coach nii ñoom ñëpp da nga leen di fréquenter doo am foofa mais période boobu da ngay am benn admiration ci Mohamed Ndao Tyson ni mu ñëwee changer lamb ji ni mu ñëwee indi beneen style ni mu ñëwee indi génération bul faale bi te instant boobu dafa tombé woon ak rab bi am benn mouvance ñëpp visé wu vers les États-Unis mu ñëw indi drapeau bi indi beneen style ne leen génération bul faale donc da lay fàttali lu bari xam nga boobu gën ñu pousse nag ñu bëgg entraînement parce que boo gisee Tyson bu taxawee rek macha allah ak bind bi tu as envie de faire du sport pour être comme lui. ndeysaan macha allah te mu am solo lool fàttali bu neex. dafa jël Amérique indi ko Sénégal. effectivement nit ku am vision la. ku am culture la. ku am intelligence la. ci lu muy def du mbër dong daal. vraiment c'était quelqu'un boo xam ne ça fait plaisir de le voir parce que ñun développement personnel. dañ koy xool ne ko c'est des modèles quoi. exact c'est parce que xelam dafa baaxoon xoolam dafa baaxoon moo tax mu nekk champion daal. dafa révolutionné la bu vraiment tout à fait c'est un grand homme Tyson. daf ko changé complètement. même bu dul làmb ji sax moment bu muy ñëw di andi génération bul faale. daf fekk Pikine amoon benn genre. pëccëxoo waaw lu métti moom ba pare boo waxee Pikine rek ñu ne agression waaw fexe na ba rassembler Pikine waaye Pikine ci Tyson la fekk. exact ay nongolo ñëw way ko. ba boy ñëw ñu andi Pikine créé woon culture waaw. exact. tout à fait historien baax na ci plateau bi ndaxte fàttali am solo ba tey donc le 7 juillet ba tey la ñuy desandi waaye 1937 Papa Sane la chambre de commerce de Rufisque est transférée à Thiès sous le nom de chambre de commerce du Kayor Bawol. boobu professeur. boobu gaa ngi ci diggu politique bi. waaw. xam nga diggu politique. waaw mooy politique tubaab ba bi nga xamante ni colon bi moom dafa am ay objectifs. am ay visées am nag une forte vision. de comment faire de sorte que moom son économie moom hexagonale. am doole. léegi nag lépp luy compartimentation entre guillemets de qu'est-ce qu'il faut poser ci puzzle bi pour que bu ma gañee fii mu apporter ma lii da ko doon def. et le Kayor qui connaît le Kayor professeur xam nga ko. zone presque plus ou moins centrale la boo xamante ni dafay permettre. un meilleur contrôle dafay permettre une fluidité dans le transport te bul fàtte ni y avait le train. donc le train qui facilitait le transport faisait de sorte que pour que mu gën a mën am assise foog mu contrôler les populations yi nekk ci zone côtière bi contrôler les populations yi nekk ci digg bi donc tubaab moom dañu sew. dañu sew ci seen gis-gis donc ils ont transféré la chambre de commerce parce que moment boobu aussi nañ fàttali ni que Rufisque qui faisait partie des 4 communes amoon na benn assise bu am doole sur le plan du mode de fonctionnement Rio Fresco bi nga xamante ni jamono bi Asma di wax ni tubaab yi ñoom dañ fa daan napp canal ba nappukaay la woon donc Rufisque benn moment ils avaient besoin de désengorger Rufisque dafa xawoon mel ni Dakar donc il fallait désengorger parce que ñoom aisance bi ñu soxla woon il fallait un peu plus d'accalmie et tubaab dañu sew dañu doy waar. dañoo doy waar doy nañu waar. waaye war nañoo yàbbi tamit yàgg nañoo noot. il est temps maintenant que ñu dagg buumu jaam di merci beaucoup li moo nekkoon suñu éphéméride du jour ci naka noonu nag on fait place à l'actualité. Alors Papa Sane Seck Moustapha Cissé Lo qui est viré du parti finalement. mooy coow li Ndakaaru. Sénégal adduna bi sax laay wax. presque toute la presse a titré sur ça démb fii toog nañ fi ma ne la c'est du man bluff laa ko jàppee. c'est mon avis personnel et limité vraiment xam nga loo xam ne bariwoo ci xam-xam da ngay wax lu la neex. mais li ma wax nii tamit lu ma gëm la xam nga lu tax ñaara fi ne. soit Cissé Lo day noppi wala Cissé Lo day wax maa ngi gis nag gars yi di def ay diagnostic naan attention il risque la prison bu fekkee dañ ko génneel ay casserole et cetera on connaît le système APR mooy li ñuy def Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade ak keneen on fait le forcing jaxase carte gi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui risque d'être changé ou manipulé soi-disant comme ni ko président Macky Sall dundee woon plus ou moins on risque de dundaat ko encore pour l'ancien vice-président démissionnaire et qui maintenant est viré du parti bu ñu la jëlee parti bi nag la tendance mooy mën nañu effectivement via la majorité changer le règlement intérieur même bu dee tegul ci yoon ils peuvent le faire et s'ils le font ils parviendront peut-être à leur fin maintenant c'est une guerre qui est enclenchée boo xamante ni yàlla rek xam fu mu yem mais li wóor ba wóor mooy Cissé Lo plus ñu koy pousser à bout plus mu war a wax ça peut être Asma
hyper difficile. Maintenant il y a aussi benn affaire bu am boo xamante ni diggante démb ak week-end bi ak démb ak tey dama ko seetlu xam nga mooy lan APR dañoo am ay communicants. gis ngeen ci diggante week-end bi ak démb ak tey ni ñu accaparé scène bi. maanaam ni ñu fësee. pourtant la semaine passée xawoon nañ moytu tuuti plus ou moins mais fes bi yëpp xam nga lan la. lu ko waral. c'est vrai que am na fooy toll foog nga défendre c'est normal c'est de bonne guerre mais l'objectif c'est d'anticiper sur l'appréhension et la compréhension des Sénégalais vis-à-vis de la haute dénonciation de Cissé Lo sur les scandales. Tout à fait. Ils veulent pas que les gens s'intéressent à ça. On veut nous pousser à penser, oui, les valeurs, les vertus. Des sociologues qui nous parleront de valeurs et de vertus. Moi, dès qu'on parle de scandale, qui wane scandale bi. na ma ko waxee na loolu intéressé tuma. Scandale bi moo raw saaga. Quand on nous dit que yéen da ngeen def spoliation da ngeen jël sunu ay suuf da ngeen jël xaalis ci terre bi da ngeen jël xaalis ci building administratif te ki koy wax si yéen la bokk loolu moo gën a garaaw saaga Cissé Lo yi loolu mooy dëgg bi il faut pas qu'on nous mène vers oui cette tendance oui am na wax yoo xam ne jekkul te li ngeen di def gën a ñaaw li Cissé Lo di dénoncer lan la mooy yéen a fi nekk yéen a digoon askan bi li ngeen wax defu leen ko yéen a ngi yàq liggéey bi waaw léegi na mu ko waxee mooy forme bi mais entre fond ak forme à un moment donné dans l'urgence on s'occupe plus du fond que de la forme te Sénégal fi mu ne yaa ngi wax tàggatéem bi dafa romb tàggatéem bi dafa taxaw tout à fait Cissé Lo nag wax na loo xamante ni da koo war léegi na mu ko waxee nag loolu leneen mais livre le fond na Sénégalais yëpp xam ne nañu refuser les grands intellectuels nañ ñu baal nag ñun nag suñuy limite ak suñu ñàkk xam le système intellectualiste professeur c'est-à-dire les intellectuels mais de vrais intellectualistes nga xam ne ñoom ils ont le sens et le culte du oui vous savez la thèse 2 alors que thèse 2 la thèse 2 le théorème 2 non jikkoo ko gën bu baax la thèse 2 théorème de Thalès de Pythagore les thèses de Descartes je pense donc je suis oui mais am na lu ko gën mais ba tey man gisuma leen Papa Sane ñu weddi en quelque sorte ci de façon objective tuuma yi nga xamante ne moom la Moustapha Cissé Lo suñu papa jooju noonu feeñal fësal kon est-ce que tey jii nii règlement de compte lay gën a nduru ñu génne ko ci suñu biir ndax daf ñuy feeñal wala oui vas-y baal ma paase xam nga loolu lu muy niru ñoom fi mu toll nii saaga bi moo leen gën a intéressé que la leen intéressé Sénégalais saaga bi du yoon kon affaire de égo la waaw affaire de égo la saaga bi du yoon dëgg yi mu génnee dañu war a wax ne ko waroo saaga d'accord saaga bi du yoon waaw kon ni si faraluñ kenn ci saaga saaga yi nañ ko teg ndele mais dëgg yi mu wax yëpp nañ ko indi teg ko ci penc mi ñu wax ko suñu paree si loolu jot na dafa jot sëkk waaye jot na sëkk Sénégal ñu xool qualité yi ñu am xool nit yi ñuy tegal suñu kanam ñi nar a yor suñuy doom ñi nar a yor suñu alal ñi nar a yor suñuy koom mu doon ay kilifa asma xoolal bi ñu nekkee xale juma da daan jot wala 4 avril nga yàkkamti pour gis policier wala nga yàkkamti gis général wala nga yàkkamti gis un ministre xoolal ministre dayo bi mu amoon ak grade bi am charisme bi am diplomatie bi nekk ko am kilifa mais da ngay gis ni ñu ne la kii milliardaire la wala député la ana njàng bi ana xam-xam bi parce que alalam permettre na ko mu taxaw di wax lu ko neex ci côté yëpp il faut que ñu defaraat xoolaat toogin bi dëkk Moustapha Cissé Lo président CEDEAO suñ demee ba ñoom ñu mel nii ñun ñu nekk ci ginnaaw ak suñu doom yi dañ naan suñu kilifa yi nii lañ mel kon ñun nañuy saagante nañuy waxante da ngay sàcc ma saaga la après du mujj fenn alors Papa Sane ñoom dañuy accentuer wu faute bi ci saaga gi pour peut-être nëbb li nga xamante ne moo di fond bi parce que peut-être ils se disent que le Sénégalais est distrait de nature donc xaar ñu animé c'est exactement ta question li nga ko waxee noonu la mën nañu toog nag di ñu xool gars yi bu ñuy xool ngeen baal ñu de maa ngi leen di nuyu bu baax petit déjeuner au croissant au beurre croissant chocolat. ñoom ay fondé la ñuy naan non yow. grand yi diggante république rek la ñuy nekk diggante Piazza Élysée ak yooyu. bon appétit. wuy ma. fi mu nekk nii bëgguñu Sénégalais yi bàyyi xel ci scandale yi. ñu bàyyi ci xel ak ñu ñàkk ci bàyyi xel fi mu ne nii moom ku doon waxi troisième mandat fay na moom troisième mandat moom abaana piw loolu moom bu ko xel xalaat li dénti leen seen deuxième ku mën a remplacer président Macky Sall koo xamante ni Sénégal yi mën nañ ko bàyyi xel waaye ci contexte bi comme da ngeen di saagante ay ndey dina jafe li fi ne li waa ji wax ne l'APR qui creuse sa
tombe sa propre tombe loolu lay xaw a nuru parti bu judd parti boo xamante ni 2009 la judd 2009 2012 ngeen gagné élection yàllaa ñëw ñu ñëpp dajale seeni force mais parce que par exemple dogguma la dafa parewul comme ni nga daan xoolee école socialiste xam nga parti dafa am bu muy dundee da ngay def école nit mënoo xëy rek yóbbu ko université day am fu muy jaar cursus ba nekk dara école du PS daan def ay mercredi université yi ñu doon def di jàngal ay mais politique da nga koy jàngal à l'université doo xëy rek nekk politicien maintenant y a un problème c'est vrai ce qu'il dit sauf que même ñooñu sax ils ont failli 40 ans du parti socialiste exécrable non waxee ma sax pour parti bi noonu mais dama bëgg wax ni ñoom 4 ans yi ñu ñëwee rek jël nguur gi ils étaient pas prêts boo xoolee APR Macky Sall rek a fa nekk moom mooy wax mooy def mooy dindi kan mais kii coach c'est-à-dire que je comprends li nga wax je suis d'accord avec toi mais je veux dire que maanaam 60 ans yi Sénégal dund moom 60 ans échec la parti yi fi jaar yëpp dañoo échoué. lan ma la koy wan suñu balance commerciale déficitaire exactement déficitaire merci sama doom bi am barki dem bac déficitaire wallaay dëgg la déficitaire la ñu xam 60 ans léegi nag tey fi ñu toll nii li xasma laaj nii mooy on veut étouffer maanaam fexe ba sénégalais yi duñu bàyyi xel si li waaj wax ñu jàpp ñu kal ko rek ci Dakar yi saaga yi yooyu mu doon wax yooyu leen mën a bàyyi naka bu ñu génnee Dakar yi dëgg yeeg ñàkk yu mu wax ngeen dëgg bi xool ko dañ am lu ñu bëgg waaye état ñoo bëggul ñu bàyyi xel ci loolu ñu ngi kenn ñu teg ci Dakar yi dëgg ñu koy dégg rek nan dafa réew dafa lii kon maanaam sensationnel la ñuy sensationnel mais kan moo génnee audio yi xam nga Birahim Seck bu Forum Civil dafa ne Birahim Seck dafa ne nañu porter plainte woo na justice bi saisir ki nga xamante ne moo génne audio yi te loolu sur le droit pénal loolu dëgg la yow maa xasma ñoo wax nga teg ko ci place publique bi yow ma ko fa teg yow yaay fautif bi dans un sens après quelqu'un d'autre me dira mais lu tax mu saaga ko beneen affaire la mais tey fi ñu toll nii yaa xam ne na le 29 juin 12h43 ba 3h du matin il a reçu xaw ma ñaata audio mooy nekk kenn montewul dara noonu la ko jotee donc finalement bu ñu déggee réponse boobu kon yaa xam moo génne audio yi par exemple ci dégg-dégg mais loolu yëpp amul problème kasaagawul ak plainte ak seen biir amul problème gère leen comme vous voulez mais ce qui nous intéresse dites-nous est-ce que Cissé Lo dit vrai sur le fait que am na scandale à gauche et à droite xaalis bi ngeen jël fii ak fii léegi loolu nag ñoom après l'exclusion dañoo war a porter plainte Cissé Lo soit pour diffamation wala porter ko plainte ne Sénégalais yi mu ngi nii on le met devant le fait accompli na wax li muy wax ndax dëgg la ou pas bu boobaa ñu xam bonne foi mais bu ngeen bàyyee ni monsieur dàq nañ ko parti bi rek def règlement intérieur changé ko génne ko assemblée pour yàq son immunité bu ngeen yàqee son immunité nag mën ko nag liquider loolu Sénégal duñ ko seetaan Cissé Lo dina wax de man li ma ci xaw regretté mooy li nga waxee sànq xam nga kan moo génne audio yi am na solo seen biir la parce que dëgg naa ne saaga yu bari du léegi daw la donc li APR waroon def ci dëgg su fekkee dañuy jàppale seen président mooy jégalu sénégalais yi kay c'est-à-dire que APR dafa tooñ Sénégal kay au lieu ñu nekk fii di def seeni commission de discipline boobu dañu waroon def benn communiqué di ñaan baal ak sénégalais yi parce que li ñu dëgg wax dëgg yàlla du lu rafet ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree réew mi di ko jiite donc loolu la ñu waroon ñi ko def bala ñu def leneen te ñu nekk fii au lieu ñu def loolu rek dañu ne kenn rek mooy responsable bi déedéet affaire bi dafa yomb trop donc waa APR na ngeen su fekkee président la ñu bëgg a jàppale nañu xam ne dañuy am ak waa Sénégal te donc dañoo war a ñaan waa Sénégal ñu baal leen wala en tout cas ñu excusé wu yàlla na nga gudd fan waaw li mu wax nii dafa tombeek sama benn xarit ma di ne ma mais paasan bi Cissé Lo di saaga opposition fan la waa APR nekkoon bi Cissé Lo di saaga Serigne Abdou Fatah Mbacké fan la seen waa APR ne woon bi Yakham Mbaye di saaga Guy Marius Sagna fan la waa APR ne woon bi Souleymane Jules Diop di saaga ñëpp voilà les Sénégalais regardent avec nous donc finalement on se pose la question dafay dëggal li nga wax mooy APR dañoo tooñ APR ñoom dañoo tooñ ba toñña bi tas suñu yaakaar jaxasi dëkk bi salteel ko tilimal ko loolu mooy dëgg bi léegi nag après on a mal yàlla ñu yàlla dimbali ñu génn si ak jàmm ak salaam mais nañ fexe ba nit nag boo amee limite am foo yam da ngay xam ne fa nga yam APR
dañoo wane seen limite ñoo xamante ni 2013 ba léegi jaayu leen carte de membre. li ma sëñ Basir waxoon rek on est victime de nos intellectuels plus particulièrement nos dirigeants. dëgg la. ça fait mal. mu ngi noonu Hasma. En tout cas, plein de scandales au cœur de cette République du Sénégal qui est supposée normalement être le pays de la teranga. jàmm sante lu rafet rek la ñu xam ñoom it mu am coow bu rëy bu nekk ci seen biir. oui mu doy waar. Babacar Hasma de junj na seen problème yi yéen da ngeen am jafe-jafe ak Covid 19 ak xaalis bu ñu leen séddale président ñaata la leen jox. 182 millions. la mu jox artistes yi des artistes je crois. 182 millions artistes comédiens la may les artistes. non les artistes comédiens les compositeurs les peintres. loolu chanteurs loolu du dara. donc non 300 millions la. 300 millions la may en tout. donc les artistes comédiens ñun ñu am ci 182 millions. donc coow li bari na temps yi mais foog ñu wax parce que ay comédiens de métier donc. est-ce que kenn amul ci 18200 sax parce que yéen rek mat ngeen 182 millions. waaw ñun bon boo xoolee ni nga ko séddalee donc day xaw a doy waar ñii nee nañ ñii 10 000 lañ am ñii 14000. ñii 30 000 waaw. ah oui. loolu ku mu dimbali. kenn non c'est-à-dire bu ñu ko tegoon ci yoon. bu ñu ko tegoon ci yoon kenn ku ne da nga am loo dimbali ko. parce que wax dëgg yàlla ñun suñu ay xaru tabaski suñu yaakaar ko ci nguur. yàlla dogal ñu ngi liggéey ñu ngi fayee ko. Dieu merci yàlla suñu borom. macha allah ñu koy sant. mais dafa am ay jumtaaju ci am. mooy que bi ñu état bi joxee 182 millions dañu koy benn cellule bu tudd Arco National. Pape Faye jiite ko le président Pape Faye jiite ko donc bi Arco National demee ñu jox leen 60 millions. donc ñu jot document ñun waa Guédiawaye Arco bu Guédiawaye cellule bu Guédiawaye bi ñu jotee document ñu gis ni bureau national dañu bëgg a jël 60 millions yi 28 millions def ko projet Covid 19. projet maanaam. projet bi nga xamante ni dëkkandoo lutte contre le Covid. yéen. donc ñun li ñu gën a métti mooy 28 millions pourquoi ñu jël ko ci xaalis bi état bi. jàppale artistes comédiens yi xaalis bi état bi ñoo ko moom. maintenant beneen bi si nekk mooy yëfam yeneen association yu judd après yooyu les non alignés. attends Babacar. 28 millions yi dañ ko jël ci xaalis bi ñu leen waroon séddale. loolu lañ bëggoon def yàlla waa Sen TV tax merci. Sen TV waaw dañoo mujj reculer. comment. lu tax yàlla ak Sen TV. waaw ma ñëw bi ñu état joxee 60 millions dañu ñu yónnee ay documents ñu ne état jox nañu 60 millions ñu ne wane chèque bi ne 60 millions yi dañ bureau national di jël 28 millions. pour def projet dëkkandoo lutte contre le virus. maanaam jënd ci ay masques jënd ay affaires xamuñu projet bi nan la. xamuñu projet bi dañ ko tudd rek ci kii bi. donc bu ñu xoolee loolu ñu xam ne lii ko njut njaat lay ndirool parce que projet. bu bureau national am loolu yoonu aide bi président aide comédiens yi yoonu loolu newu ci. waru ko ci jël. ñun loolu leen doon dénoncé. affaire bi nag andi benn tono andi benn coow ba comédien yëpp jóg ñi def vidéo ku ne def point de presse. yàlla dogal bi ñu woowee waa Sen TV nag seen disponibilité ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu teg ko fajar ji ngeen ko tegaat ci la Pape Faye woote. ne non demeewul noonu daal di wax ni on est 2000 comédiens kenn ku ne 30 000 ça fait 60 millions mu jeex loolu rek la wax audio yaa ngi fi. ku nekk 30 000. ku nekk 30 000 mu jeex. mais ba pare li ci gën a grave mooy document bi ñu yónnee dafa am en-tête ministère de la culture ci suuf am cachet Arco bu Arco national ak signature Arco donc ñaari institution yu bokk nan la mën a ne loolu nan la mën a nekkee. ministère yooyu ñun document on a vu ci suuf benn cachet bu ñu doon jéem a effacé teg fa beneen cachet. ah bon. waaye. ci yëpp. vidéo yaa ngi wane nañ ko vidéo yaa ngi fii Sen TV bi nga gisee nga ko gis mais en-tête bu lu ministère de la culture yónni moom en-tête ministère de la culture. ci suuf moom cachet Arco ak signature Arco mais pour lan. est-ce que ministère bi laaju leen ñu def fa seen signature ak seen cachet. ah wóoruñu xamuñu. leeraluñ leen ba tey leeraluñu mais normalement ministère bu la yónnee document day am en-tête am signature am yow nga jël sa beneen document bu dee décharge la bu Arco def. def décharge def kii tàkk waaye jot nañ ci. parce que bu dul dara ñu jàng nañ. ok mais finalement ñëpp jot nañ seen 30 000. non jotuñu dara. lu tax parce que gars yi chèque bi retiré guñu ko. beneen bi dafa am yeneen association yu judd ci ginnaaw léegi incompétence bi am ci biir mooy que dafa am benn association bu ITS. bu maa ngi encourageant parce que yéen wax dëgg yàlla yéen a ngi liggéey. Arco 13 ans la def 2007 ba léegi ñoo ngi fii ITS deful 6 mois. am 95 millions. moom ñu ngi woowee les non alignés ñi nga xam dañu ñoom bokkuñu ci fenn. ay non alignés ñu jox leen 20 millions léegi jox na leen 20 millions mais ñan la quoi xamuñu ñan ñooy leen non alignés mooy xaalis bu génne rek. donc da ngay gis boog yenn baadoolo yi la ñuy wax. ñun nag lu ñu doon dénoncé ñan ñooy les non alignés kan ak kan nañu identifié ñu xam leen bu dee ñu xam la ñu d'accord nangu leen seen non aligné. Aminata bu AMS nee na.
ngeen laaj liste bénéficiaires yi. surtout loolu aussi wax nañ ko je crois mi ngi ci vidéo seen vidéo wax nañ leen carrément dañ bëgg mu am transparence mu leer. traçabilité. arco bu nekk temps parce que arco yi tolloowuñu. arco Pikine mooy arco bi gën a mag Sénégal arco Pikine après ñun la ñu waa arco Guédiawaye temps la arco Pikine am parce que temps de maam moo fa nekk temps la di am temps la mu leer ñu gis ko nga sinon bu ñu bàyyee mu sedd. man sax dama yaakaar sax ñëpp bon li amoon moo am daal da ngay dem bureau ministre mu jox la dara nga def sa poche après nga dem looloo fi am quoi franchement parler parce que gars yi jubuñu en quelque sorte. c'est dommage jubuñu. mais Samba léegi nu ngeen di def mais Samba 60 millions yi mu leen woon kenn bañ a jël 30 millions ngeen def ko benn projet mu nekk benn fonds. ngeen créer quelque chose de qui puisse être lucratif. par exemple Seck munoo ñëw woo artistes yëpp ne leen maa leen jiite kaa def benn association tuddee ko Arcos. Arcos est la seule association reconnue au niveau du ministère de la culture. Ministère de la culture xam nga kañ lañ koy gis 27 mars journée mondiale du théâtre la ñëw may ay Ndiaga Ndiaye ñu ñëw tàccu Sorano fees mu ne waaye bon tu vois bon je suis là pour les comédiens je suis là pour vous donc je vais vous aider le président a prévu wax gars yi tàccu mu dem spectacle bi nga joué pour moom mu xool ko du ko fekk. ah bon non donc maanaam li ngay wax Papa Assane Seck dafay ñëwaat ci lii mooy jegewuñu askan bi kenn ku ci nekk fànn bi nga nekk te nga jiite ko. fexeewoo ba saafonte ak ñi fa nekk. ngir xam ne li gën a grave mooy ñun suñu ministre de la culture xamuñu ko. xamuñu ko. xamu leen ko yéen ñun xamuñu ko parce que xamuñu. lu tax xamu leen ko lijjantiwuñ ko. Abdoulaye Diop. lijjantiwuñ ko sur 1000 comédiens koo ci la ministre de la culture nu mu tudd 900 yi duñ la ko wax. parce qu'ils ne sont pas proches de la population gis nga Paa Seck les comédiens souffrent am naa comédiens yi nga xam te ne ñaata comédiens ñu bëggaloon ñu leen yelwaane télé bi da nga koy gis. dangeen koy gis parfois ñu gis benn comédien teg ko andi ko mu feebar mu toog ñu def feebar nañ ko ketal. te pourtant da doon servir dëkk bi amul benn ministre mun wàcc ci terrain bi ne maa ngi gis amul benn ministre de la culture Serigne Mor Bousso moo fi doon def ñu ngi koy ñaanal moom il était proche de nous grand théâtre bi ngay gis par exemple grand théâtre ñun amuñu fa accès. c'est-à-dire. grand théâtre ñaar ñoo fa tëgg ba grand théâtre ba léegi ñoom saa neex may ne encouragé ak Abba No Stress. à part ça yéen lu tax amu leen fa accès da ngeen organisé wu. non parce que comme mu leen fa organisé. boo organisé ñu laal la ay millions doo ko fay foo koy fay. te bu njëkk théâtre da nga doon dem dagg sa 100 francs ki dagg 200 francs wala sax ngeen bañ a dagg te nga ñëw toog stand théâtre après. état bi moo état bi ko doon organisé ministre de la culture. état moo war a organiser culture mu avancé. mais là léegi théâtre doxatul. te bu théâtre doxoon normalement man damay dem dëgg grand théâtre artiste bi ma fay la cachet 200 000 francs nga dem. mais loolu est-ce que du moom mooy indi répercussions yi nga xamante ni moom la ñuy rencontrer ci suñu série parce que théâtre dañ daan gis ni école la dañ lay jàngal dañuy prendre en compte culture socioculture Sénégal maanaam askan bi ñuy évolué wu ba tax ne y avait pas toute cette perversion. Exact. Et ce laisser aller d'aujourd'hui est-ce que du loolu moom série yi moom lu baax la parce que donc ñi ngi doon commencé éduquer ñu ngi commencé yàqu nag parce que léegi on voit du n'importe quoi ci série yi mais ñoom dañ doon xeex pour série latino-américain yi jóge fi maanaam da ngay on l'a réussi. mais baal ma Babacar loolu bu ngeen ko réussir ba pare. est-ce que jaadu na ñu bàyyi suñu culture. dem jëli seen culture di ko dugal ci suñuy film. di ko parce que am na loo xam ne lay niru. ak loo mën ci évoluer. ak modernisation lu mu mën ci am. am na loo xam ne du culture jullit. du culture sénégalais. du culture croyant du culture chrétien. parce que am na loo xam ne boo ko bëggee teg ci image. am na dëkk yoo xam ne garaawul. ñoom mën nañ ko dund mais nga jël loolu dugal ko fii baal ma rek. ci jigéen buy kimmi wala buy tox wala mandi bay tërëf nga bëgg gëmloo ne loolu culture du Sénégal nga teg film mel noonu xale bi gis tantam wala bàjjanam si yóbbu xale yi dañ koy fooy juste loolu la erreur boobu noonu ci télévision yi la ci télévision yi la parce que man tey su ma defee produit mel noonu andi télévision bu xool naan booy sama rak sa lii moom doxul quoi ñu gis télévision dem si partenaires yi la war a accompagner dama ne benn partenaire de la place am na bëri na partenaires yi ëpp doole sénégalais moomuñu ko français yi ko moom tubaab yi lobby sont pas des musulmans ay lobby ñoo ko moom sax. sont pas des musulmans ay lobby. da ngay seet passe seet ñëw toog may la bon ba xool naa produit mais booy xale yi neexuñu utal xale yu baax xoolal kii enchaîne yi dem. ah bon. gars yi léegi stantuñ film xale yu baax la ñuy stant. effectivement il a raison casting bi. demal ut partenaire naan booy sa xale yu neexuñu utal xale yu neex parfois sa préférence booy uti ci sponsor rek xale yu baax nga yóbbaale nee na sol leen baax na ñàpp génn leen seen i âge. non c'est grave kon daal dëkk bi jamono ji daal yooyu rek la fi dox. maanaam la perversion. seetaan na télévision ba ñu gis xale bu ñaaw
te pourtant dans la vie ci àdduna dafa am ku ñaaw. am ku rafet koo xam dafa war a fekk gàtt am ku modde. am kuy xëy jaal génneel jigéen bu jaar télé bi. doo ko def moom moo njëkk a daw. te pourtant personnage da ko beneen personnage. wallaay tout à fait artistiquement oui. parce que dañ ne en dehors du théâtre le monde est théâtral. En dehors du théâtre le monde est théâtral donc li ñuy joué miroir la seetu la bu ñuy wan société li société dund. en présentation ko mais si société bi daa am xale yi nga xam te ne jigéen dañoo ñaaw ñii dañoo ñuul ñii dañoo xeet dem nañ ba téléfilm yi encouragé ni fu ñuy xeetal. ah ouais c'est vrai. day xool film yaa ngi ko xeesul du la jël. nit dem def casting xool ni ña fa ne ñëpp dañoo xees mu gën jënd ay type. ay waay. si waaw egg na ba foofu. egg na foofu. donc est-ce que c'est pas l'abandon du ministère de la culture mi nga xamante ne gungeetuñu kenn tegatuñu daan kenn ba tax ne ku ci nekk daal lu la neex def. professeur da ngaa bëri xam-xam. li nga tax fii tudd Sorbonne. waaw li nga tax fii tudd Sorbonne. loolu kese la ministre de la culture moo def li mu war a def gis nga bu théâtre doxoon comme ni mu war a dox man du ma jouer film. waaw bu théâtre doxoon comme ni mu war a doxee man parce que du ma sentir film action coupé nga jouer mu jeex mais théâtre c'est sur scène. da nga ko dund en direct mën nga toog ma jooy loolu fii. ndeysaan. waaw bu nañ ama yeneen plateau. ñu toog doo ko prévoir ma jooy loolu fi nga toog. rien que di la xool di waxtaane yow nga jooy. ndeysaan théâtre rek moo mën loolu. mais téléfilm mënu ko. donc téléfilm du nekkul dëgg daal nekkul dëgg. fiction la. fiction la. action nga wax coupé ñu coupé ñu deex. Samba léegi da nga wax ne mën nga ko jooyloo et cetera. face to face nii. fais-moi une représentation sur l'histoire de Cissé Lo par exemple ba pare dugg ci taarix nag boo si duggee di nga ma wax nan la jigéen xaar ma yem foofu. waaw jigéen da waroon wax ci ñoom tubaarkàlla jigéen ñi moom li ñu war a wax ci ñoom dafa bari li ñu war a wax ci ñoom dafa bari te bëri na li nga xam ne am na société bi amuñu bu njëkk li ñu naan li xew léegi rek amuñu bu njëkk seulement léegi dafa gën a fës. waaw MD ak a dégg. dégg nga loolu. ndeysaan. Paasan je parle sous le contrôle de tous les professeurs. lu ma waaye la ak ma tontu la. historien bi gën a mag Sénégal man la. dëgg te muy dëgg. dëgg la waaw li may wax kenn du ko teggi. dama lay bett. les Almoravides. daa tudd les Almoravides. xam nga les Almoravides ont conquis l'islam ici en Afrique waaye le mot gàmm ñoom ñoo ko génnee les Almoravides. xanaa xamul le Sénégal peut être dirigé par un métis parce que le Sénégal a été fondé par un métis. Njaay maamam Almoravide la woon. loolu taarix bu yaatu la. ba ma ko kii dama koy tënk te bëgguma ko tënk parce que dama fiy ñëwaat am na beneen taarix ci loolu. mais tey bu ma génnee ci loolu ma ne la jigéen. waa Pa Assane Seck jigéen day symboliser àdduna ba ci l'islam bu amee doole toll fu mu toll symbole bi jigéen la à travers suñu maam Adjara qui est la plus belle femme du monde tubaab bi ne leen Cléopâtre la ñii ne Balxiis la reine de Saba mais Adjara dàqoon ci àdduna bi te ni ku ñuul la woon kan mooy Adjara Pa Assane Seck. kan mooy Adjara. Pa Assane Seck kan mooy Adjara maam Ibrahima moo nekkoon borom këram Pa Assane maam Ibrahima ki taal la Chaldée qu'est-ce que c'est que la Chaldée. qu'est-ce que c'est que le Chaldée. ñii ne leen Chaldée ñii ne Chaldée parce que CHALDY la ñu koy bindee. le Chaldée c'est l'un des pays de la Mésopotamie. Qui dit Mésopotamie wax entre deux fleuves le Tigre et l'Euphrate waaye ku ne Mésopotamie wax Proche-Orient ancien. dafa am nouveau Proche-Orient am ancien Proche-Orient. foofu la maam Ibrahima jógee professeur. Namrod moo ko génnee mook doomu baayam Lóot paasan bi ñu génnee. Lóot jël na yoonam dem moom xam ngeen la xew après ci mbirum góor jigéen gën bu ñu ko tuddee nag ñu metti waaye góor jigéen la ñuy wax. waaw bi mu jëlee yoonam Ibrahima daal di màngaani rejoindre le pays de Canaan boo déggee pays de Canaan c'est le nom antique de la Palestine. lépp loo gis daa am nom antique. Palestine bi Canaan la tuddoon. moo tax erreur Idriss Seck bi danaa si ñëw après du woon erreur. daa dajeeg nguur bu yàqamti woon rek waaye du woon erreur. Seck du woon erreur. daa wax dëgg daa yëg nguur gu saay-saay rek. gars yi dañu jóg dafa dajeeg nguur gu saay-saay ñu taxal ko rek jaxasoo ko Sénégalais yi. waaye du erreur naa si ñëw asma. du erreur. bi nga xam ne Ibrahima dem na waa. diggante Makka ak Bakka. Makka ak Bakka. dinaa si ñëw ca kanam. en tout cas.
bi nga xam ne Ibrahima rejoint le pays de Canaan li ñuy wax màngaani da nga jël say troupeau say lépp daal di dem. bi mu ñëwee Canaan kii l'actuelle Palestine dëkk na fa mook soxnaam bu ñuy wax Saarata. Saarata moo nekkoon awa maam Ibrahima. waaw bi fa Saarata nekkee ñu nekk fa ba mu yàgg sécheresse war a am yàlla su doon xamul Ibrahima ne ko sécheresse day am. donc il faut nga dem màngaani nga voyage waat. fan la dem dans la fertile vallée du Nil Égypte. ndeysaan. taarix la xam-xam bokk ci. ay fii Sorbonne. Chez Sorbonne waaye. Samba bravo merci. dafa tombé tabaski sax. histoire tabaski la doon léegi. danaa fi ñëwaat ñu wax ñu kii ko xam naa jot bi may leen ko. dëgg la tout à fait. macha allah waaye dinaa fi ñëwaat dugg ci Égypte. ndeysaan la ñu fa nekkee woon fan la maam Aajara jóge bi mu ñëwee persécution yi lan moo andi buuku doole boote jigéen lépp naa ko andi ba ci jalousie. non da ngay ñëwaat ba pare xam nga benn affaire. Samba. boo ñëwaatee si loolu. di nga ma wax diggante nan la maam Xadafi. sunu papa wala sunu maam. waaw Xadafi lan la bokk ak lébu yi ak waa Inde. danaa la wax la séeréer yi fu ñu jógee pël yi. jërëjëf. kon nag ñu di leen jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf grand-père nag wuyu na grand-père moom mérité nga ko. il faut qu'il revienne il faut nga ñëwaat. il faut créer les contes de grand-père. waaw il faut ñu créer fii Sorbonne les contes de grand-père parce que histoire fu ñu xamal ni histoire. wallaahi. tout à fait professeur histoire dafa neex. histoire boo xamee histoire xam jigéen xam moom mooy kan fan la jóge ak lan lay représenté ci société bi. di nga ko gën a fonk di nga ko gën a fonk. te dina gën a fonk boppam. waaye yow ku ma aj màkk jigéen a tax. xam nga lu tax. waaw. kan moo njëkk a daw Safa ak Marwa. Ajara. ndeysaan. kan la ko doon dawal doomam. ndeysaan moo tax jigéen bëgg doom si jigéen yàgg na. ndeysaan. Ismaël liggéeyu ndey añum dañu doom. dëgg la. Ismaël mooy maamu yonent bi. ndeysaan. tubaarkàlla kan moo njëkk a wër Kaaba gi. ku tabax Kaaba gi. ndeysaan. Ajaratu nafs bi ñuy fóon kan moo ko def. ndeysaan. la pierre noire ajana lu jóge wàcc ci suuf. ndeysaan. ajaraa ko jël taf ko ci Kaaba ñu tabax ko fa mook doomam Ismaël di jigéen représenté bari na de. Machallah, en tout cas, sama yaram a ngi daw sax. Je pense que toutes les femmes ont un semblant de chair de poule. Merci beaucoup Papa Sadji. Merci grand-père. Merci beaucoup. yaa ngi ñuy vibrer loo ci li nga xamante ni mooy li ñu moom di histoire moo xam ci l'islam lañ koy tippoo waaye it ci àddina ndaxte l'islam moo di àddina nag. moo di àddina déggalum la. ñu ci leen 10 siècles avant Jésus-Christ naa ko andi leen Jésus-Christ mooy kan. nga ne ma kii nag Papa Assane ñooy door a am gan fii nag mi ngi door a nekk Sorbonne ndaxte Sorbonne sax da ngay passer test pour dugg fa te kii moom testam leçon su 100%. En tout cas bu ñu jógee ci moom dañuy dem développement personnel c'est la suite logique bu ko defee ñu dalal professeur Danfakha. alors professeur Danfakha ñu waxtaanee tey ci développement personnel li nga xamante ni moom moo di bañ saaga. ak la ko waral la tax ñu war a bañ saaga. waaw bañ a saaga te bañ ñu saaga la. waaye am na solo mais surtout xam lu tax xam nga xeetu saaga yi dañ koy defar ci ñetti façon ci wax ci bindi wala ci jëf. c'est-à-dire nit mën na ñëw sax dessiner benn affaire wala def benn geste loolu yëpp saaga mën na fa jaar. ngir métitloo doomu aadama lu tax ñi saaga di saaga en général nit ki dafay yëg dafa am ay yëg-yëg moo xam mere la moo xam baneexu la maanaam métit la ba tax ne comme mës naa ko wax fii Asma di wax ne en général nit boo amee yëg-yëg sa yaram doo jëkkantu di jël ay décision maanaam ne damay faj li ma sentir instant bi doo faj dara mais en général ñi nga xam ne dañuy gaaw saaga ñoom dañuy bàyyindi seen xel mu servir seen i yëg-yëg maanaam bu ñu meree xam nga nee naa benn fan fii ne nit bu meree lu mu nar a def rek mooy wone meram juste mere won meram mais ki saaga dafa bëgg faj tout de suite lu ñu ko def ba tax ne loolu souvent émotion moo tax ñu koy def. donc en général ci njumte la ñu nekk parce que du ñu contrôler seen i yëg-yëg. alors lu tax ni ci bu ñu xoolee lu tax nit yi di saaga benn bi mooy fayantu c'est-à-dire nga bëgg a jot ci nit moo la ëpp doole wala munoo jot ci moom sori na la nga koy saaga fayantu ñaareel bi yàqal wala yàq deram.
parce que su fekkee kilifa la boo xam ne ñëpp may nañu ko cër nga jékki-jékki rek taxaw di ko saaga dafay mel ni da nga koy dindi yërëm c'est-à-dire da nga koy dénuder. da nga koy summi quoi. waaw da nga koy sumbi donc loolu toujours am na loo xam ne dañ koy gis et puis am na tam beneen façon mooy li tubaab yi di wax provocation par exemple dañu lay saaga pour nga def loo warul def. c'est-à-dire mun na nekk par exemple bi ñu gis Cissé Lo dañuy xam ne ku gaaw mere la. te su mere day def lu warul def ñu enregistré ko. et puis ñu provoqué ko mën nga ko saaga ci suuf. voilà nga ko saaga ci suuf. bés bu ñu soxlaa léegi li def ko li ñu ko bëgg a def. ñu génn loolu ci moom. mun na am na exemple bu célèbre mooy coupe du monde diggante France ak Italie Materazzi dafa jage Zidane saag rakam. ci suuf saaga ci suuf waaw. kenn déggul lu mu wax mais Zidane dégg na ko mu dóor ko ñu génn Zidane. ñu dem tir au but ñu gagné France. exact donc te toujours kii saaga dafa am stratégie. am na lu tax muy def loolu. donc léeg-léeg nag. li ci bari da lay ut. voilà daf lay ut li ci bari nag c'est que kii saaga day gis ne lu mu bëgg a am objectif bu mu am moo xam fayantu la wala yàq der doomu aadama bi la wala defloo ko lu mu warul def dafay jafe ci moom mu am ko. moo tax muy gën a saaga muy gën a def loo xam ne di sànko boppam. li ci bari boo leen gisee dañuy dem ba yee fitna ci biir société. parce que li ci gën a bari mooy bu demee ba sori day indi fitna ci réew mi ci communauté bi moo xam ci kër la wala ci mbooloo la wala ci dëkk la. saaga yu bari day indi fitna ba tax ne benn li nga xam ne moom la ñu war a def ñi nga xam ne dañ ci saaga benn bi mooy dañ leen war a ber. man bokk naa ci ñi xam ne mus naa dégg président Macky Sall muy wax benn ministre du ma ko tudd nag. mu ne ko yow ma foog ne yow saaga rek nga mun. dama am choc. parce que xam nga président de la république man sama kilifa la. bi ñu nekkoon université ñoo nekkoon sunu ay grand mais dama ci am déception bu rëy. parce que musuma xam ne nit dinañ ko nommer ministre ndax saaga. te boo xoolee sunu gouvernement bi ñi doon saaga rek la ñu jël di dem teg ay kilifa. loolu doo ko def c'est-à-dire que nit boo xam ne dafay dëkk ci saaga doo ko jox responsabilité doo ko jox kilifte da nga koy ber. ñaareel bi jëppi ko maanaam lu muy def ba ñu ko faydal. banaliser ko. et professeur. waaw loolu est-ce que du dellu ci waat ci yar. éducation de base. waaw am na. parce que mag boo fi gis mu mel yenn saaga yi rek. waaw est-ce que bi mu nekkee xale yar woon na. parce que dañ koy dégg xam nga souvent keroog wax naa ko fii léegi ñun lakkat yi dañ daan tuumal wolof yi ne wolof yi ñoo dax saaga surtout saaga ndey. parce que da ngay dégg sax jigéen. ci boppam muy saaga doomam. saaga ndey waaw te boppam la saaga wala baay di saaga ndey sa doom. donc yooyu dafa nekk ci sunu culture mais léegi nekkatul affaire wolof ñëpp la. lakkat yi séeréer yi joolaa yi mankaañ tout le monde boo koo laal rek mu saaga la ndey wala mu def loolu donc loolu culture lay doon. mais am na yeneen façon saaga yoo xam ne mu ngi ci sunu société bi. le fait koo xam ne dafa rey toroxal say maam ku mel ni Faidherbe nga koy bàyyi di koy sargal loolu da ngay saaga sa bopp. loolu saaga la am na beneen façon saaga boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy def mooy bu ñu waxee nit yi ay transhumants lañu. ki nga xam ne dafay bokk ci parti politique bu ñëw nguur mu bokk ci ñu ne transhumant la transhumant mooy lan. mooy des animaux qui quittent fii dem mala mooy transhumé. est-ce que loolu parce que nit warul transhumé. waaw mais justement dafa am problème. dafa mel ni que nit buy lekk ñu ne yaa ngi ruminer. waaw mais loolu. te mala mooy ruminer. waaw coach yow tu manges comme. voilà mais xam nga fu mu nekkee saaga mooy kooku doomu aadama la. lu mu bon doomu aadama la. am na loo bokk ak moom. doo jig sa morom doomu aadama nga ne ko mala la. donc loolu ñun ñëpp dañ koy def. saaga la am na beneen façon saaga ba. est-ce que ñoom tam transhumants yi saaga wuñu. non c'est-à-dire que xam nga loolu beneen. tu combats Macky Sall au pouvoir tu le rejoins et tu dis c'est le meilleur est-ce que yow saaga woo ñu ñun tamit. xam nga loolu première leçon bi mooy nga ber ko. ok c'est-à-dire que su fekkee ñiy def loolu ñun ñëpp dañuy yaakaar ne lu bon la lu tax ñuy dëkk ak ñoom lu tax buñ ñëwee ñu leen jay lu tax suñu amee problème ñu dem di leen ñaan xaalis pour ñu faj suñu soxla c'est-à-dire lu tax ñu leen may cër te ñoom may ñun cër may ñu seen bopp cër. donc société au lieu nga def saaga bi li gën nga am jëf bi mooy nga bër koo xam ne ber ko doo soxla dara ci moom. tout à fait. mais loolu en général duñ ko def
donc dëgg na loo xam ne donc souvent ñun dañuy dëkk ci saaga am na beneen saaga boo xam ne rapidement mooy ñun waa Sénégal toujours da ngay dégg ñuy wax ñàkk. waaw. rek maanaam sunu frères yi ak sunu sœurs yi. sunu mbokk yi nekk Afrique centrale voilà Afrique un peu. bu ñu leen tudd ñu ne mbokk ay ñàkk lañu mais ñàkk mooy lan mooy ku jógee ci àll. loolu mooy lan mooy tubaab dafa ne africain amul civilisation comme ñun Sénégal ñun ñoo ñëkk a nekk ak tubaab yi kon pour ñun nangu dañu ne lii tubaab bi def mooy civilisation ñeneen ñi lu ñu def de civilisation kon ñun ñooy gën a nekk civilisé ñu ne ñeneen ñi ñàkk ñu ngi saaga suñu bopp. donc ça veut dire que quelque part dañuy dëkk ci saaga et loolu dafa doon foo xam ne parce que boo xool souvent lu tax nit yi ñu saaga ndey ñu saaga baay parce que saaga mooy loo xam ne dañu lay wàññi dañu lay wax na yow doo dara. souvent saaga foofu lay commencer doo dara nag dañuy dem ba laal say waajur laal fii li nga xam ne moo gën a baax ci yow li nga gën a fonk sa jabar sa doom comme Materazzi lu mu defoon nag Zidane. xamoon na ni Materazzi xamoon na ne Zidane kenn du saaga rakam parce que du ko nangu donc ça veut dire que ki lay saaga ba pare daf lay ñàkk. ñigloo voilà daf lay voilà pousser la à bout donc loolu dëkk na loo xam ne société mënul dëkk c'est-à-dire mënoo dëkk ci kuréel ci biir société te am respect. te donc day dëkk lépp. ci diggante doomu aadama yi ba tax ne justement ñooñu en général dañ leen war a teg daan. am na société yoo xam ne soo ko defee dañ lay teg daan c'est-à-dire ba nga xam ne li nga def li waroo ko def ci sunu société ay société malinké yi ci maningo yi ñi am droit di saaga presque mën naa wax ne géwél yi la ñoom rek ñoo am droit mais ñeneen ñi boo ko defee rek ñu teg la daan. donc ça veut dire que quelque part suñu société dañu ko amoon organisation mais société bi ñu nekk nii société boo xam ne la amatuñu moo tax sànq bu mu doon wax neex na ma trop dem na ça m'a beaucoup touché parce que suñu nettali bopp amatuñu ko. c'est-à-dire dañuy dem ba ñàkk lépp loo xam ne moo nekkoon suñu organisation. bugg a jël organisation jàmbur yi bugg a mel noonu c'est pas une bonne chose donc ça veut dire que dañuy war société boo xam ne dafay def toujours day def saaga. une pratique sociale maanaam di ko jëfandikoo régulièrement di saaga société boobu du am fayda. professeur société boobu du am jàmm. da ngay gis koo xam ne ñu naan ko kii dafa tubaabee. mu kontaan voilà mu kontaan. xoolal yëfu africain yi. mu mer mais pour lan. malheureusement. kon moom benn dina africain. voilà buñ ne yëfu africain yi li yëfu africain. éducation de base xam nga ñun bu ñu nekkee xale école publique la ñu jàngee. bu mu saan wax dañu naan gros mot. waaw gros mot. ñu ngi dëkkal suñu bopp l'école est notre seconde maison. ba mu la mu saan ñëw école privée mooy ñu daar nga. waaw dëgg la ñi ñu dàq lañ fa daan. école privée dañ lay neexal pour jàngal la. bu ma la dóoree sa yaay génn la fi. dama lay neexal boo jaxawaat waaw tàngal waaw kay baax loo baax kay waaw. yow ibul laal doomi diw la yow bu ko laal bàyyi jëkk garaawul. xale bi réew yàqu. wallaay. rey nañ suñu école publique yi andi école privée. loolu rek bokk na ci juste bokk na rek ci lu tax éducation xaw a màgg Sénégal. loolu li ñu gis nii vraiment surtout ci ay rafetul ci kenn saaga rafetul ci kenn mais surtout ci ñi ay kilifa. ay kilifa xam nga bon par exemple boo xoolee audio Cissé Lo yi lu tax mu métti nit yi c'est pas que déjà ki ko génne tooñ nañu mais li gën a booy même boo nekkee ci boo nekkee kilifa am na yoo xam ne warul génn sa gémmiñ. tout à fait. surtout jamono bi ñu nekk nii ñun ñëpp dañu war a def attention xam li ñuy wax parce que nit yi léegi dañu enregistré ah. dañuy enregistré mos. voilà su fekkee nag dañuy bëgg. dëkk bi man moom li may wax gars yi. waaw ku ñu fii enregistré. yoon am na. buñ la enregistré te tegul ci yoon. cybercriminalité. bul sonn. waaw loolu moom Sénégal yëpp nañ ko xam ku ñu fi enregistré da ngay porter plainte. mais Paasan am na ñuy laajte ba xam ndax bu ñu la enregistré ñi la enregistré ñoom ñoo jiite mbir mi réew mi wala bokk ci régime bi. léegi génnee ko tasaare ko est-ce que tey dina yomb tamit que tu te fasses justice. surtout dans une justice aux ordres. manipulé du yomb gaa mais au moins le principe. ba pare ñëpp xam ni voilà dañ la ko daal. Assane Diouf daa saaga ñu jàpp. waaw. waaw. nañ libéré Assane Diouf nañ libéré Assane Diouf libéré Abdou Karim Gueye il est fatigué ñu waxaat ko fi encore ngir yàlla na ko yàlla sàmm. bu ko dara dalee fee di ngeen am gàcce. Assane rey na ma saaga yoo mosuma dégg saaga yi am ay
saaga ay tereet. man musuma dégg tereet saaga. tereet xotti tereet. musuma ah. damay tamane. Aïcha merci beaucoup en tout cas professeur Danfara mu amoon solo loolu. nañu moytu di saaga surtout bu ñu moytu sax di ñeegloo nit ki wala moytu di ut nit ki je pense que dañu war a yéenante jàmm bu ko defee képp ñuy jiite. justement c'est-à-dire que képp koo xam ne dangaa bëgg a faydal sa bopp da ngay def lu rafet. te saaga rafetul. saaga rafetul ci wax. ci dëgg rafetul dara du la sax may personnalité voilà ku bëgg am personnalité daal du nekk ci dara du la may personnalité daal bàyyi leen sama papa jooju waay nañu delluwaat ci éducation de base éthique ak déontologie tout à fait vraiment nañu suturaalante nañu yërmante yu ñaaw yi bëggante quoi yu ñaaw yi nañ ko denc lu ñaaw fu ne la am mais nañ ko nëbb génn rafet dafa am nga taaral ko quoi parce que àdduna yàggul te nag ku di képp ku di jullit wala ci diine bu mënta bokk dañu lay jàngal rafetal. lan yàlla tamarin. Cissé doo defar tamarin. Cissé. del utiliser mot tamarin. damay tamarin. au moins français jaaxal naa mu gënul jekk olof damay tamarin. en tout cas merci beaucoup professeur Danfara amati na solo. mais am na solo c'est ça l'effet d'avoir un comédien le matin sur le plateau. am na solo. en tout cas ci naka noonu la ñuy daal di dem rek tàggat yaram gi on reçoit tout de suite dans Fitness coach Moussa. Body attaque corporelle flexible loolu la coach indi tey sur la table fitness. voilà ñi continuer toujours ci famille flexibilité boobu pour wan leen ne le sport da lay jox stabilité da lay jox flexibilité da lay jox concentration da lay jox ainsi de suite la chaîne elle est longue donc toujours ñu nekk ci flexibilité mais ci pàcc bu nekk lu jëm ci wàllu musculation lu jëm ci wàllu fitness lu jëm ci wàllu aérobie lépp am na looy def pour am flexibilité boobu donc looloo tax tey ñu indi leen ci beneen concept boo xam ne Les Mills moo ko def mu tudd body attaque boo déggee body en anglais mooy le corps attaque c'est attaquer attaque corporelle looloo tax ñu ne ko body attaque donc tu fais avec les mouvements avec la musique mu am synchronisation boobu mu nekk entraînement ba pare nekk loo xam ne dafa fën nga travailler sa physique travailler sa yaram donc su élément bi pare MD ñu xool body attaque corporelle.
kon nag gis nañ yaram bi kii defaru bu baax daal man daal bëgg naa ay lépp luy étirement coach di. parce que yaram dafa war a flexible. waaw tamit nit il faut nga am mobilité boobu sa yaram motricité bi ñuy wax mu mën a nekk ngay bouger ak moom mais loolu lépp entraînement moo la koy may. parce que boo ko defulee da ngay am raideur te raideur boobu mooy après da nga mel ni ku fasu donc doo free quoi. même comédien yeeg ñëpp dañ bëgg professeurs yi di taxaw pendant ay heures dañu war def sport. forme yëpp ak fànn yëpp am na pour def sport léegi soo bañee sonn. man moom bu dee nii moom xam nga fi ay góor rek a fi ne. non am na jigéen man mën naa ñëw non gel bee sa doo sentir ni jigéen la. mais yenn saal yi est-ce que coach parfois utu far du leen dal foofu noonu xale yi di leen violé ci bët nii sax nii di la xool nii rek di kii parce que bëri na ay jigéen ñaar dañuy sol baa ba pare du sol baabu réglementaire baabu irréglementaire la ñuy sol ndax baa bi nga xam day génne sa pointure moom nekkatul baa nañu waxante dëgg. sa pointure. waaw. grand-père. dama koo gis de chez moi. ñu ngi mais boobaa il faut nga professionnel. professionnel bi si jigéen. ah si. ah professionnel egg na foofu. ah bien sûr. waaw. ah ma professionnel egg na ci baax. ah le médecin yi di seet ay malade war a gis jigéen tiim nit ak formam excuse-moi du terme ak sexe bi gis ko ni mu mel. awra bi. gis awra loolu médecin jigéen la. non médecin jigéen waaw jigéen bi mais am na fooy tollu médecin boo xam ne médecin bi góor la te moo la war a seet nga nar a dee nooy def. non bu bëree góor bu may seet man góor am problème. non góor bu seet jigéen dans les normes jigéen a war a seet jigéen. man góor seet góor sama jabar mais bu dee médecin bi góor rek a nekk ci district bi moom rek bu soppeewul ndaw si mu dee. sama jabar woo na ma Espagne rek woo na ma ne ma maa ngi dox sama gynéco laay xaar ñi waxtaan après vidéo jékki-jékki waajandi ko voilà mu jóg ma ne ko kii kan mu ne mooy sama gynéco mën na ko ñibbil. waaw. bu la neex ut bi sama soxla di ko xool. non mais c'est la même chose. nu mu def ñibbi na. ñibbi. waaw. dégg ma ne ko uta beneen rendez-vous na la jigéen xool. waaw mën mooy na dëgg nekk mooy loolu dëgg. mooy yoon. bu nee ba góor di Sénégal góor toog ngi ku ñu naan man gynéco laa quoi ci góor. mais loolu jàngale nag. coach yooyu parce que ay digg di arrangé. non c'est pas mais arrangé mën nga entraîner nit ki saa nga bañ ko laal. nga ne non attends nga ne lan gynéco. ah lan nga ne lan. góor Sénégal. ak fi aada ak cosaan toll. góor dem ba jàng dem médecin opté nekk gynéco. mais mën na nekk. mën nañ. Alioune Sarr man. coach doon wax ci ndigg yi ngay jàppale. non dama la bëgg wax ne bul wax loolu de gynéco moom góor mën na ko ne jigéen mën na ko ne. tout à fait jàng la rek. jàng la rek. jigéen bi nekk ministre. mais xam naa xel ma ko nanguwul rek. waaye daal liggéey la coach Moussa xam nga. ci jabaru jàng. daa dem. après vidéo ñi waxtaan mu ne ba ci hôpital toog ñi waxtaan mu ne ma gynéco bi laa xaar ñi waxtaan am problème jékki-jékki waaye ñëw sëgg sikkim bi ma xool ko punkal bi ma yaakaar ki kal la mu ne ma ama gynéco mu ne ko ba mu laal la. bu nit ki loolu xaru la. am na fu muy toll loolu xaru la. en tout cas coach moom daal xam naa daal gynécologue boobu moo ko bàyyi mauvaise suite dafa fiir la. liggéey la boo xamante ne tentation yi bari na loolu kenn weddiw ko. mais ful la. mais il faut nga am fulla ak fayda ci li ngay def. ful la ba ci laale yaram. ci lépp non mën nga bañ a laal nit ki. surtout ci coach yi ci saal yi. su ma taxawee bëgg la liggéeyloo fi nga taxaw bañ na laal. waaw damay taxaw ma bëgg la étirer loo sa fessier wala du ma teg loxo dama naan la jëlee sa point du pied xëccal talon bi na dem ci fessier bi. d'accord. mën naa bañ a ñëw di ko laal. je vais utiliser des termes typiquement scientifiques. ay termes yoo xam ne appellation la di la entraîner à distance te duma la laal ngay am ay sensations ci muscle bi. kon loolu lii lépp moo ay tax tolluwaay nag la. jàng gi ngeen di wax am solo. Si. coach yi jàng ñoom ñoo war a entraîner nit ñi ba tax ne dinañ am professionnalisme képp seen ay cër. di nga mën a téye sa bopp téye sa yaram ba nga xamante ne yooyu du la traversé. du la traversé c'est-à-dire amalgame boobu la ñu bari def ci salle defe ne coach bi du ñëwee forcément dafa war a laal nit ki wala tout le temps am na ñoo xam ne ils sont jaloux de nature bu ñëwee wala day bugguñ sax seen jabar dem salle wala truc foofu la ñuy xalaatee mais si c'est un coach professionnel di nga entraîner nit ki ba mu pare te mbët nga doo ko laal doo ko jege. coach professionnel yi bariwul nag. waaw mais nag nga wut ko. ñi entraîné si bariwul coach professionnel yi bariwul. ah ñii dem di entraîner jigéen ñi entraîné si pour defar seen yaram bariwul. coach professionnel yi bariwul. mais lieu de rencontre la ak lieu boo xamante ne ñëpp fay tase. tu es exposé tu es exposé mais da nga xam li la yóbbu. da ngay xam li la yóbbu moo tax formation bi ngeen di wax am solo waaye dañuy dellu rek ci li nga xamante ni moom moo di body attaque bi ñu def nii pour expliquer body c'est le nom anglais attaque mooy attaque comme body attaque corporelle donc mu doon concept boo xam ne les Mills ñoo ko defar comme ñun nit ñi amee ay yeneen concept léegi commencé na am dina am ay gym serviette am gym tapis ay typiquement sénégalais créé ko mais lii dafa yàgg base boo xamante ne ay
nasaraan ñoo ko defar. mu jóge Europe mu tudd body attack ñu koy def fii moo am ay numéro jóge ci ay 88 89 105 106 107 di am ay appellation body attack 105 body attack 109 yooyu yëpp ay appellation benn bu nekk cours nekk chorégraphe boo xam ne day ànd ak musique am ànd ak ay mouvement yoo xam ne lii c'est le bas du corps yii c'est le haut du corps yii ay échauffement la yii étirement la yii ay renforcement la. loolu rek mooy différence bi. tout à fait moo am solo. en tout cas daal dafa mel ni daal grand-père daal ñu bëggoo dem salle. mais pour ci jigéen am na salle yoo xam ne jigéen rek ay entraîné jour yi pour jigéen la jour yi. xam nga ko organiser woon loolu lépp ci développement bi ko organiser woon noonu. jigéen ña dem ba ca jigéen ñu entraîné góor ñi ci góor ñi na orme bi am. mais am na parce que on est dans un pays bi nga xam te ni dañu wax ni dëgg te jigéen lu ko miir loo daa yomb. ay am na ñu am fu nag fayda ko taxaw jëkkër naan dama bëgg nga ceene diw. dama bëgg nga ceene comme diw. déedéet dafa am exemple rek la ñun nag on a beaucoup de maladresse dans notre langage mais ça n'a rien à voir jigéen bu xasee ba bëgg rek bëgg naa ceene bu ko sama jaw bu taxoon di xool ceene bu ko ci sama ceene ma escanté ko. kii daa fiir rek coach daal sa invité bi daal boobu daa fiir dañu wax ne dëgg en tout cas mu amoon solo loolu merci beaucoup coach am na solo ñi noble ñoo ngi noble ba tey exactement ñi liggéey te liggéey tax leen a jóg ñoo ngi liggéey ba tey moo xam gynécologue ba wala coach bi ñoo ngi defar yaram bi sans pour autant am des te liggéey ni mu waree asma dama bàyyi noble ba ci jigéen non xam nga tax xam laa lay wax jigéen jigéen mooy jigéen lañu wax. jigéen gaa yi wax di ko fi olofal. c'est la femme ku yàlla sàkk teg ci moom ay sensation. moom daa bëgg jigéen. su ma ko bëggul damay bëgg góor. baa li ngay wax baa ma bëgg jigéen. en tout cas am na solo coach Graoul dañ ko teralee rek. amul problème waaw gan la. ñu comprendre ko. bu yeewi Graoul dañ ko bàyyi mu yeewi buy. waaye sotti na ñeex sax. noppi naa. sotti na ñeex sax. en tout cas mu amoon solo lool. voilà toujours ñu nekk ci continuité entraînement bi nga xam ne flexibilité la lay jox. su parce que ñu bari ñu ngi jàmbat ay articulations yu métti ay ndigg am na yoo xam ne boo koy def yi da lay soulager genoux yi du am problème articulation yi du am problème gën la dimbali donc des na beneen partie ci flexibilité xam naa ñu ñëw ci boo xam ne ak step lay doon. toujours pour wan leen ni nga mën a liggéey te flexibilité c'est stabilité toujours nga mën a rester ci norme d'entraînement yi. tout à fait mu amoon solo loolu nag ci naka noonu li ñuy dem rek jëli suñu page publicitaire beneen clip du jour bu si xajee ñu jëli ko it bu boobaa ñu daal di changer de plateau waaye laata lool ma jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di grand-père di Babacar Gueye mu nekkoon ganum actualité yaakaar naa ni wàcc nga fi ba zéro sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj rek mooy di leen di rafetlu plateau bi. di leen kontaane tubaarkàlla di wax ni parfois humour dafa baax ci kii. parce que plateau bi tendre nga décompressé leen gars yi xaw dafa baax. retaan dafa baax sama sëriñ dafa wax naan Guèye mën na ko Mbàkke mu ne ma ree day fecc mu be alen mais ree day fecc mu be alen ku du ree ngëm ma rek baaxul. de gis nga dafa ree di xoolal gis nga te jaalu leen xool jaaloo asma jaaloo gis nga boo jaalee doo mën wax sa ak bë te doo mën ree da nga naan wala xam nga dafa baax ngay ree parfois donc loolu la woon jusque dinañ fi ñëwaat ci yeneen jotaay yeneen plateau andi comédie andi humour gars yi di reetaan sax parfois aussi dina am solo waay semaine bi sax le matin oui c'est excellent oui waaw bu laajee lépp ñu lépp bu laajee démonstration ñu taxaw fi def ko parce que nous sommes des comédiens de métier may ñu bugaat benn may ñu dara rek ma may leen dara rek xaj na fi may bu gàtt waaw nga may fàttali Modou rek sama benn copain Modou bu ñëwoon jóge voyage ñëw sonn teg ay valisam sonn ne tey moom soxna si tey du ma ko may dara tuwaar kàll waaw sangu def li muy def pare tëdd di waxtaan ñi waxtaan jékki-jékki ni soxna si yow sa jumbax bi fii moom cicatrice bi doo ko jéem a kii sax mun na ko wax ko dëgg ray ma borom boutique bi démb rek mi ma koy wax borom yow sa cicatrice si wetu pooj bi nii mun na ko pourtant chaque jour borom boutique bi wax ma ko de subhanallah ay coach salaamaaleykum. yow kay da ngay des ak man. waaw professeur Dofaxa. mais c'est un plaisir Babacar en tout cas jërëjëf. en tout cas ça fait du bien de rire le matin et puis surtout avec intelligence c'est de l'humour intelligent. tout à fait. et je crois que c'est important quoi lu baax la lu rafet la la jaajëfal Asma. coach Moussa Pa Assane toujours un grand plaisir.
en tout cas ci naka noonu rek ñu dem jëli sekk ndaanaan suñu page publicitaire Yewwi la yut Namasté Sénégal ñoo far Aïcha MD. Binta maa leen di nuyu bu baax a baax mais aussi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Sen TV fépp foo munti nekk dans les régions à Dakar et à l'étranger. macha allah am na solo Nana noo def. ça va Asma nuyu naa la di nuyu Binta Mamiko coach maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu aussi téléspectateurs yu ñuy seetaan. macha allah am na solo Binta Ba économie noo def. très bien et toi. fay naa la. baax yaa ngi mel ni américaine macha allah Nana xanaa dangaa yëgoo ni jean laay sol. nga tey dañ koo yëgoo. waaw voilà est-ce que toppandoo ma tamit yéen woo ma coach Boussa maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. macha allah mu am solo nag laata rek waxtu ministère mi ngi jege si mais dañuy jëli rek suñu desk économie bu ko defee rek laata Mambay di defaru ngir ànd ak waa ministère ci dégtalu point Covid 19 bi fan lañ ci toll ñu daal di dem rek économie et on retrouve Binta. Tabaski approche Tabaski oblige dañuy waxtaanee tey ci économie mbirum xar. Asma le contexte nous y amène justement à quelques jours de la Tabaski mën nañ ko wax parce que il ne reste plus que 3 semaines je pense ngir rek ñu amal fête bi nga xamante ne sénégalais yi moom dañ ko jël moomal ko seen bopp nag mu am benn fenn foo xamante ne teg nañ ko Tabaski parce que bu fekkente ni Korité lu baree bari xëy na dinañ ko bàyyi mu jàll Tabaski moom dafa nekk fête boo xamante ne sénégalais yi dañ koy vraiment jox gëddam bu baax a baax alors ci noonu nag ku tudd Tabaski rek da ngay tudd xaar ñëpp dañuy dem di uti li nga xamante ne moo di xaar benn père de famille nelawatul ba yandoor ginnaaw ba rek contexte bi mu ngi ñu ci yóbbu dañuy dem seeti xar yi ndax am na wala amul prix yeeg lu ni mel dem ànd ci ak MD mu dëgtal ñu élément bi ñu desiwaat léegi léegi. mesures yi ñu jël ak li ñu waxtaan ak devant ministère de l'élevage bu ñu respecté loolu rek mën na xar dina am mooy xam nga ren problème bi dafa bari. Bonjour, je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 128 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 7 juillet 2020 qui a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 693 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 43 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne et 23 cas issus de la transmission communautaire et répartis ainsi. Touba Ana 3, HLM 5 2, Pikine 2, Bignona 1, Cité Gadaye 1, Cité Keur Damel 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Fass Delorme 1, Grand Yoff 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1, Plateau 1, Sangalkam 1 et Thiès 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un nouveau décès lié à la Covid-19 a été enregistré dans nos structures ce lundi 6
juillet 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 7547 cas ont été déclarés positifs, dont 5023 guéris, 137 décédés et donc 2386 sous traitement. Parmi les 44 cas graves hospitalisés hier et qui étaient admis en réanimation, on a déploré le décès dont j'ai parlé tantôt, mais 9 sont sortis de la réanimation et ont rejoint les autres salles d'hospitalisation. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles qui ont perdu un des leurs, mais souhaite également un bon rétablissement à ceux qui sont dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte également les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective. Encore une fois, que je rappelle au passage, qui recommande entre autres une distanciation physique d'au moins 1 mètre quand on est dans les lieux publics ou lors des rassemblements, le port de masque obligatoire quand on doit sortir ou quand on est en rassemblement, le lavage également des mains en fait partie. Aussi, les populations doivent également respecter le rendez-vous pour ceux qui sont suivis pour des maladies chroniques et qui doivent aller de temps en temps voir leur médecin, sage-femme ou infirmier. Ils doivent fréquenter donc les structures de soins comme auparavant. S'ils sont surtout porteurs de maladies chroniques ou ils sont sous traitement et donc doivent respecter les rendez-vous. La vaccination des enfants également doit être poursuivie dans les structures de santé en respectant le calendrier vaccinal et les rendez-vous. Les femmes enceintes ou les femmes venant d'accoucher, qui viennent d'accoucher, doivent également respecter que ce soit les consultations prénatales ou bien les consultations postnatales. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum mbokk yi, ma jotali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xam ne jot na résultat examen virologique yi bàyyeekoo ci laboratoire yi ma leen bugg a jottali ci juróom-ñeent fukk ak ñett test yi ñu def juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif ci ñooñu nag nii la tëddee ñeent fukk ak ñett ñoo ci cas contact mooy ñi nga xam ne ñoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñett cas importé mooy ñi nga xam ne dañoo jóge bitim réew mais ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de Dakar 23 mooy maanaam ñaar fukk ak ñett ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji te ràññewuñu fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag Touba am na ci ñett HLM 5 am na ci ñaar Pikine am na ñaar Bignona am na ci benn Cité Gàddaay am na ci benn Cité Kër Damel am na ci benn Dalifort am na ci benn Diourbel am na ci benn Fass Delorme am na ci benn Grand Yoff am na ci benn Kaolack am na ci benn Xombol am na ci benn Liberté 6 am na benn Ouakam am na ci benn Parcelles Assainies am na ci benn Patte d'Oie am na ci benn Plateau am na ci benn Sangalkam am na ci benn Thiès am na ci benn téeméeri malade ak fukk ak ñeent wér nañu bés ni ki tey te bu ci yàlla àndee dañuy génn fanweeri malade ak ñeent ñoo nekk ci service réanimation mooy maanaam ci Sowétas benn malade
moo ci génn àdduna ci démb altine juróom-benn fan ci weeru sulet bi ñu nekk ñeneen ñi nag ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal amee cas coronavirus Sénégal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróomi junni ak ñaar fukk ak ñett wér nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci ñàkk seeni bakkan mu des ñaari junni ñett téeméer ak ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn ci ñi nga xam ne limoon naa leen démb te ñu toll ci ñeent fukk ak ñeent ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci Sowétas kenn moo ci génn àdduna waaye juróom-ñeent ci ñoom ñi nekkoon ci Sowétas yi génn nañu Sowétas léegi ñu ngi ci yeneen salle d'hospitalisation yi mooy maanaam génn nañu Sowétas kon mu méngoo ak fanweer ak ñeent ñi nga xam ne ñoo des ci réanimation ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne ñoo ci bokk ñoo ci ñàkk seeni mbokk di ñaanal aussi ñi des ci hôpital yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé mu ngi leen di fàttali li mu digle yi mu waxoon nga xam ne saa bu nekk dañ koy baamtuwaat mooy maanaam nit ki saa boo demee ci di daje ak fu am mbooloo wala yaa xam ne ci bërëbu liggéeykaay fexe ba fépp fi nga xam ne da ngay daje ak nit ñi nga bàyyi lu toll ci mètre sa diggante ak ki nga janool masque yi tamit ñu bañ koo fàtte di raxas seeni loxo saa bu nekk di fàttali aussi ñi nga xam ne ñu ngi sooxaale yeneen feebar te ñuy war a dem ci rendez-vous ci dispensaires yi wala ci hôpital yi wala ci seeni médecin wala seen sage-femme ñu continuer di dem ci rendez-vous yi di jël seen garab ni mu waree ñu bañ a fàtte aussi xale yi nga xam ne dañoo toll ci ñàkku te nekk ci programme de vaccination yi ñu toppatoo seen ñàkk yépp ba mu mot te aussi ñu sàmm rendez-vous yi nga xam ne war nañ ko am jigéen ñi warul yi wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi doog a am doom ñooñu tamit war nañu di def seeni visite ni ko programme yi tërale ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. Aïcha ñu koy jaajëfal baax moom El Hadji Mamadou Ndiaye mooy le directeur de la prévention au niveau du ministère de la santé moo ñu defal le point du jour saa su ne gannaaw bu ñu leen nuyoo yéen ñi nga xam ne yéen safoo di nekk rendez-vous bu 10h jotee ñu leen di fàttali kon tey point bi nii la tëddee 693 si ay doomu aadama lañu jël testé leen biñ leen testé ba noppi ñu gis ne juróom-benn fukki yeex juróom-ñeent yi dañoo ñëw yokk si limuk ñi am coronavirus fii ci réewum Sénégal si ñooñee nag jàppale ne kon ñeent fukk ak ñett yi dañu di ay cas contact mu mel ni kon am nañu it ñett ci ay cas importés yu nga xam ne ñu ngi jaaree aéroport international bu Blaise Diagne ñu am ñaar fukk ak ñett ci ay cas communautaire yooyee tey ñu gis leen ci gox yi ci mel ni kon diwaanu Touba ñett la ñu fa am HLM 5 ñaar Pikine am nañu fa ñaar Bignona am nañu fa benn cité Gaddaay benn cité Damel benn Dalifort ñu am fa benn Diourbel benn Fass Delorme benn Grand Yoff foofu it benn la ñu fa am ñu doxantu ba sa Kaolack benn nga fay am Xombol benn nga fay am Liberté 6 it benn nga fay am Wakam benn Parcelles Assainies benn Plateau nga am fa benn Sangalkam nga am fa benn Thiès nga am fa benn Plateau daal dikk nga am fa it benn cas communautaire ci loolee cas grave yi nag tey jii ñu ngi toll ci fanweer ak ñeent xam ngeen ne démb ñeent fukk ak ñeent ci ay cas grave lañ wax ne moo ci am kenn moo si ñàkk bakkanam mel ni it am na si juróom-ñeent ñu nga xam ne ni génne nañu ci réanimation bi kon nag téeméer ak fukk ak ñeent ñoo xam ne jot nañu leen fej ba nu wér tey it wàññi nañu ko
kenn moo yokk si ñi ñàkk seen bakken bu nu koy xayma bi jàngoro ji duggee Sénégal ak léegi ñi mu laal ñu ngi toll si juróom-ñaari junni yu tegal juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi ñu faj ba nu wér juróomi junni yu tegal ñaar fukk ak ñett ñi si ñàkk seen bakken nag téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar sous traitement maanaam ñu ñuy faj te wéragunu ñu ngi toll si ñaari junni yu tegal ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn saa su ne dañuy ànd ak Idriss Diémé département bu Pikine tey mu dem HLM 5 jàpp Tëngéej juróom-benni fan ñu gis ne kon kaay bu ngay gën di law foofee loolu la ñu tënkal tey Idriss Diémé sa département bu Pikine ñu lay nuyu. Mambay ma lay fay di wax ni rek point du jour mardi bile tey ñoo ngi unité 5 Kër Massar Rufisque gis nañ ni que ci biir département bu Pikine démb mënees nañ wax ni tan xaw na am ndaxte ci biir département bi yëpp ñaari cas cote lañ am ñaari cas yooyu la sax benn bi nekk issu de la transmission communautaire beneen bi nekk cas contact ñaari yooyu yëpp ñu ngi ko recensé ci district sanitaire bu Mbao loolee sax moo tax ñoom ñu toll ci 272 cas yoo xam ne jot nañ ko enregistré ci boobee district waaye Mambay mënees nañ wax ni tamit gis nañ ni que lu weesu loolu amut benn cas du contact du communautaire du dara lu ñu jot a enregistré ci yeneen ñetti district maanaam Yëmbal Pikine wala sax Kër Massar ci Kër Massar boobulee gis nañ ni que bañ defee cumulu district yi daanaka ci en l'espace de 6 jours Kër Massar mënees nañ wax ni moo ci gën a néewle ci li mu am ndaxte moom ñaari cas la jot a enregistré en l'espace de 6 jours ñaari cas issus de la transmission communautaire waaye Mbao ci juróom-benn fan rek jàpp leen ni jot nañ fa enregistré 9 cas issus de la transmission communautaire ci 6 jours yi ñu weesu Pikine moo ci toftal Pikine am nañ ci 4 cas ci 6 jours yi Yëmbal ñoo en 3e position foofee ñu am 3 cas en 6 jours Kër Massar moo ko tëj avec 3 cas avec 2 cas autant pour moi en 6 jours kon donc boo xoolee daanaka donte bu dee nag sur le plan global Kër Massar moom moo toftal ginnaaw Mbao waaye bu dee ci ñetti 6 jours yi nga xam ne jot nañ ko enregistré cas issus de la transmission communautaire yi gis nañ ni que Kër Massar bii la yoon néewle na par rapport ak district bu Mbao par rapport ak district bu Pikine wala sax par rapport ak district bu Kër Massar waaye bëriwul Mambay lu ñuy def le point sans pour autant limuñu benn localité bu nekk ci biir département bu Pikine bu am mbas mi mu nekkoon point boo xam ne indil nañ leen ko ñu joxante dig daje ëllëg ci beneen point lu ñeel wàllum coronavirus ñu bàyyi leen ngeen mooy yëg émission bi di Subatel. jaajëfal ko moom Idriss Diémé gis c'est que Idi waa Rési amuñu sa kersa quoi parce que tey jii gis nañ fi nga fële ci masque bi mariage de couleur bi ba pare nee na Aziz nee na boo xoolee sa masque bi norme yi dese nga ko respecté na da ngay étouffé de ay ñu koy jaajëfal baax moom Idriss Diémé toujours au rendez-vous bu 10h jotee defal ñu le point ci département bu Pikine liggéey bu am solo saa su ne nag Sénégalais dañu koy xaar fi muy génn ci masque bi tey mariage de couleur la andi waaye dañuy ànd ak moom ba tey Idriss Diémé ndax benn kuréel bu nga xam ne ni ay étudiants ñoo sa nekk yu subdéco doxantu woon ba lycée bu Mbao doon leen jox ay masque Aminata Christine Goudiaby moo yor seen porte parole moo yor seen kaddu ñu teewlu ay kaddoom daal di ñëwaat. dañ fi ñëwoon pour indi ay masque ak gel hydroalcoolique pour soutenir suñu rakk yi war a jàngi parce que situation bi vraiment yombul tiital na ñëpp mais tamit comme école commencé waat na te ñoom il faut ñu jàngi tamit parce que dañoo am ay examen yi leen di xaar ñun dañu ne nañu ñëw encourager leen pour won leen tamit que fàttewuñu leen feebar bi mi ngi fi ba tey buñ ko fàtte te voilà war nañu respecter en tout cas mesures barrières yi ku ci nekk daal na nga respecter liñ la wax. am nañu 15 écoles yu ñu choisir fii Dakar parce que activité bi yemul Dakar kese am na tamit 5 écoles Thiès ak yeneen 5 écoles Saint-Louis ci écoles yooyu yëpp lycée Mbao bokk na ci ñi nga xamante ne dañ leen choisir tey jii pour apporter leen ñun suñu ndimbal. mu ngoog Aminata Christine Goudiaby Idrissa Diémé moo taataan ay kàddoom ñu koy jaajëfal bu baax ci geste bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir jagleel ko ci ndongo yi nekk ci yeneen établissement yi séddal leen ay masque waaye nag du ñu tàggatoo te fàttali ñu leen ne tey jii El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale moo ñu defal le point du jour 693 ci ay tests la ñu réalisé si ñooñee 69 fii dañu ñëw daal di am jàngoro ji 43 yi ay cas contact la ñu am nañu ñett yi nga xam ne ay cas importé la ñu
nañu ñaar fukk ak ñett yu nga xam ne nii ay cas communautaire lañu ñu nemmeeku leen ci gox yi ci mel ni Touba ñett HLM 5 ñu am fa ñaar fi nga xam ne mooy Pikine ñaar la ñu fa am Bignona benn Cité Gadaye benn Cité Damel benn Dalifort benn Diourbel benn Fass Delorme benn cas communautaire la ñu fa am Grand Yoff benn Kaolack benn Xombal benn Liberté 6 ñu am fa benn cas communautaire Wakam benn Parcelles Assainies ñu am fa benn Plateau ñu am fa benn Patte d'Oie ñu am fa benn Thiès benn Sangalkam ñu am fa benn cas grave yi nag ñu ngi toll ci fanweer ak ñeent ñi nga xam ne faj nañu leen ba nu wér téeméer ak fukk ak ñeent la ñu toll tey jii ñi si ñàkk seen bakke nag tey kenn la mu ngoog kon nag bi jàngoro ji duggee Sénégal ak léegi te ëpp na ñeenti weer ñi mu laal ñu ngi toll si juróom-ñaari junniy tegal juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi ñu faj ba nu wér juróomi junniy tegal ñaar fukk ak ñett ñi si ñàkk seen bakken téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar 137 sous traitement ñi ñuy faj te wéragunu ñu ngi toll ci ñaari junniy tegal ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn jaajëfal leen bu baax ci teelu bi rendez-vous bi ëllëg lay doon ñu ànd ak waa ministère de la santé saa su ne bu 10 heures jotee Asma. ma di la jaajëfal bu baax a baax teg ci di la nuyu nag di la dellu njukkal di la sargal waaye nag li nga kase nag yàggal di kase ak moom rek on se rend compte que plus tu t'alignes à ton point Covid plus il disparaît. waaw noonu la naay jéem a di defax moom noonu rek ba mu dem comme te Sénégal réewum teranga nañu ko terangal ba mu dem rek ma lay nuyu di nuyu waa Subatel. waaw mi ngi noonu en tout cas merci beaucoup nañ gën a moytu rek incha allah rabbi bu ko defee ñu mën a mucc si mbas mi. alhamdulilah na ñëpp maytu rek nanu maytu rek ngir ñu mën a ñun ñëpp ñu mucc si mbas mi te xam naa léegi mu abal ñu balaa tabaski. incha allah waaw. Idi Jéeme moom affaire bi du ko laal. non du ko laal parce que Idi Jéeme masque yi mu yor. non corona day daw bu ñëwee. non xeeti masque am amul. non masque ensemble yi moom macha allah il faut ma commander ci. mariage de couleur. merci beaucoup en tout cas Mame Mbaye kon ba ëllëg incha allah. adama incha allah Asma. ñu desandi ci suba teel ba tey ñu toll woon ci reportage Binta bu ñuy mën a rek woon fi ñu toll ci mbirum xar mi xam naa MD bu paree rek ñu dellu foofa. fait mesures yi ñu jël ak li ñu waxtaan ak devant ministère de l'élevage bu ñu respecté loolu rek mën na xar dina am mooy xam nga ren problème bi dafa bari problème bi fu muy commencé depuis bi ñu waroon commencé jënd xar yi pour opération tabaski ci la mbas bi ñëw léegi mënatuñu génne Dakar kenn mënatul génne région kenn mënatul dem réew beneen réew te heure yooyu la ñu doon dem Mali wala Mauritanie ñu dem indi xar boobu nag xam naa ne dana am tuuti gàllankoor ci mbir mi kon léegi mun nañu ko rectifier ba léegi nan lañ ko mën a rectifier ñu teel a jënd bu ñu teelee jënd ku jaay xaram ba mu jeex da ngay dem jëliwaat mu ngi mel ne rek sa marchandise boo ko indee jarul munoo dem dolliwaat marchandise léegi nag nit ñi bu ñu teelee jënd nag ñoom danañu delluwaat dem jënd xar te période bi tabaski bi tombé at itam ne période bu métti la ci sàmm yi saba période bi mooy li wolof wax cooroon mooy saison de pluie xam nga fi mu nekk ni boo xoolee sàmm yu bëri ñu ngi à partir de Dolli jëm Saalum jëm Ferlo jëm Sénégal oriental am na ñi nga xam ne sax ñu ngi dem ba gannaaw Tamba ba ñu dugg Bund te boo xoolee sàmm yi ñoom ñooy faral di yor xar yi ñu ci gën a bëri bu dee 70% yi répp sàmm yi ñoom ñooy indi xar sax ñi ci gën a bëri da ngay sàmm sa xar ba ñu jur ay xar yu góor nga ràññi leen nga ràññi ñaari téeméer ma ñetti téeméer nga def à côté ba tabaski ñëwee nga indi jaay ñooñu nag bu ñu demee ba gannaaw Tamba tombe ak taw bi yaa ngi gàttandiku nawet bi doo mën a bay sa nag nga wombat xar yi indi Dakar wala Thiès wala Kaolack pour nga mun leen jaay loolu tam ne lu gën a indi problème ci tabaski bi ci la xam nga loolu tam mooy période bi sax ba ñeme woo bàyyi sa nag muy affaire bi yàqu sa gannaaw li muy yàqu sa gannaaw mën na ëpp coggal bi ñu bàyyi la ci faram fàcce gi bi waaw voilà ñu koy jaajëfal bu baax a baax Demba Naar Sow tey nag pël dafa ñibbi këram ndax yëfu sàmm yi nag lu ma intéressé la Asma mu ciy profité di nuyu waa Medina Gonaas yëpp sama maam yooyu fa nekk alors comme ni mu ko waxee noonu la xar yi nag bu ñu bëggee gaaw a am xar rek nañu dem gaaw a jënd ndaxte bu fekkul loolu dafa expliquer ne processus bi nga xamante ne moo amoon gis nañ coronavirus ñoom dañ doon faral di dem di jënd xar mais mënuñu ko donc marchandise bi nga xamante ne am nañ ko tey jii buñ ko écoulé
wul duñ dem di jënd beneen donc loolu logique la képp ki nga xamante ne rek bëgg nga xar genre Aziz beeg coach da ngeen di gaaw a dem ngeen jënd mais par ailleurs il faut noter que jëwriñ bi nga xamante ne moom lañ dénk wàllum càmm gi moom nag génnoon na ne xamle am na ay xar yoo xamante ne ñu ngi koy xaar bu ko defee ak xar yi local yi nga xamante ne ñoo fi nekk buñ ko boolee rek sénégalais bu nekk di nga mën a yeew xar mais rek li gën a wóor mooy ñu dem jëndi asma leneen itam muy innovation de taille boo xamante ne indi nañ ko année bile mooy plateforme bi ñu teg c'est-à-dire que mën nga jënd sa xar en ligne ñu tuddee ko sama xaru tabaski donc am na benn site boo xamante ne jëwriñ bi ñu dénk wàllum càmm gi moo ko teg en place boo fa demee lépp li nga xamante ne day ñeel information ci wàllum xar yi di nga ko fa mën a am donc loolu itam nekk innovation bu baax ngir genre nana yeeg genre mamiko yi nga xamante ne dañuy bëri liggéey te ci internet bi la ñuy gën di yëngu bu ko defee ñu mën fa commander seen ay xar. mamiko nana. loolu c'est important mais comme ni ñuy wax rek yaakaar naa ni loo gis rek am na luñ ci wax dañoo tollu période mbas naan pandémie dëgg la l'économie bi dafay soox nañ ko yombalal famille bu nekk nañu xool ki nga xam ne moom mooy taaw wala ki nga xam ne moom moo jiite famille bi mu daal di rayal famille bi yëpp ñu sóoda ñu kii waale ci yëpp moo gën xar amul ñu koy jëndi am nañ jafe-jafe pour dem jëli ko fi nga ko daan jëlee kon ce qui veut dire kon am nañ ñaaw njottu ni dina doy am du doy nañ ko simple nit yi. man moom ci plateforme bi lay ñëw Binta xam nga vente en ligne moom dafa xaw a doy waar surtout commandé en ligne mais maa doo commandé xaru 200 billaay commandé xaru 200 000 ñu ni la 60 000 rey mu dee reyul mu dee. loolu noonu jar na sóoraale de ak plateforme bi. xam naa lépp lu ci mënti nekk ñoom dinañ étudier les contours ngir xool rek naka lañ koy defee en tout cas liñ ci mën a jàpp mooy innovation la certes mais nag nanaa ñun duñ tàyyi benn yoon tout au long de processus bi nga xamante ne moo ñuy jëmle ci wàllum tabaski bi dinañ dem ci point de vente yi parce que gis nga ko ci danoon am ay points yoo xamante ne dañ fay attribuer bu ko defee nit ñi mën fa bâche mën fa jaay seen ay xar lépp mu nekk proximité fépp fu ci nekk dinañ fa dem xool prix yi ngir père de famille yi nga xamante ne tey jii ñoo toog seen kër ñu mën dem jëndi xar très rapidement bu ko defee kenn du wax ne aw ma xar ak lépp daal lu ci nekk comme information bu neexee yàlla dinañ ko indi fii. mais ñu dara li ñoo ngi commencé di installé wu. commencé un peu partout gis nga bâche yi même soriwul dara seen TV di nga gis ci allée yi gars yaa ngi commencé di bâche di jaay seen ay. waaw xaru yar yi. xaru yar yi commencé nañ ko mais ñëpp xam nañ ni xaru yar yi c'est cher nous sommes nañ waxante dëgg fii Sénégal la ñu nekk. ñii ñi ngi liggéey ñii non ñii ñi ngi liggéey ñii liggéeytuñu ñii seen activité taxaw na ñii ay góorgóorlu ne ñi fi am contrat nekk ci entreprise déjà ñi am contrat nekk ci entreprise sax 70% dañ leen di fay ci seen i salaire wala 50% am na ñoo xam ne sax fayatuñ leen donc ñooñu dinañ am jafe-jafe xaru yar yi may gis di jënd ñun ñu xam mooy coogal yi lañu soxla ñun donc si il y a pas coogal il y a problème. mais nag logique bi moo di maa ngi ci doon waxtaan ak kenn koo xamante ni ci wàllu bi lay yëngu dañuy bàyyi lu gën a yàgg producteurs yi nga xamante ñoo nekk ci dëkk bi ñu mën a écouler seen marchandise ba feesal seen ay poche. léegi bu ko defee nag loolu doon am mais itam benn instant baax na baaxul on peut dire parce que baax na dina tax. nit di nga encourager nit ñi di yar seen ay xar parce que tamit boo gaawee ubbi coogal gi ñoom ñu des ak seen marchandise ak seen loxo bu déwén jotee du leen encourager leneen liñ ci mën a wax mooy que coogal yi tamit day arranger peut-être ni nga ko waxee suñu genre yi nga xamante ne bëriwuñ doole bëgg tabaski dina leen arranger bu baax nag réew mi nag ñi fi amul doole ëpp mais aussi il faut xaru 150 000 ak xaru 50 000 aussi dañu benn il faut se dire que mentalité sénégalaise te mooy xar bu rëy laa bëgg nag voilà loolu day nekk source de débat boo xamante ne ñun sénégalais xamante nañ donte mi ngi noonu sax foog nga ut sa xar bu rëy nga yeew ko fee bu ko defee ñoom nanaa ak ñoom coach di ko gis sénégalais yi day metti mais xaru yar yi dañ koy jënd bu dul woon jar gars yi duñ ko jaay mamiko dañ koy jënd de bor fekk la ci rek man ak yow ñoo ci amul rek non dañu wax ne dëgg bor fekk la ci comme ni ko coach waxee déjà Dakar dafa xat ñu bari ci appartement lañ dëkk boo teelee jënd doo am foo ko denc xaru yar passion la mais xar képp xam na ni képp kuy yar xar li nga ko yaree mënoo ko jaay. parce que li nga def ci xar bi moo ëpp loolu. exactement loolu mënul nekk. donc nañu gën a oyofal affaire yi état bi tamit wàññi
aliment de bétail bi. ak ndox bi. ak fi ñuy nekk yombala leen ko ba nit ñi mën a xéwalu. en tout cas leen naan wax ne dañu naan tabaski benn fan la. benn fan la mënoo dëkk ci réew moo xam ni ndox dafa cher. dëgg la c'est rek dañ koo wàññi woon ne ñenn ñi duñu fayati courant. ñuy fay double bi léegi da ngay dugal sa kii wu Senelec bi. sa compte 30 000 oyofal. ginnaaw suba mu signalé rouge maanaam lañ ñu mayoon yëpp ñu ngi koy comp duñu ko delloo si en double maanaam c'est-à-dire ce que la main droite te donne la main gauche consommation bi gën a doublé loyer nag waxuma la dara appart studio boo amul 125 000 150 000 doo ci dëkk appartement 2 chambres entre 200 000 et 250 000 3 chambres entre 350 000 et 450 000 francs nga bëgg cee boole école ñëwagul salaire yi taxaw na les gens courent ñu ngi daw ki derrière seen droit si tu vois y a beaucoup de gis nga fi temps yee ay maires yoo xam ne dañu fi def grève de la faim ñu jàpp leen fekk leen fi ñu nekk toroxal leen donc réew mi dafa metti mënoo cee boole tamit di leb te yéen lay waxe yéen commerçant yi nga xam ne ñooy jaay ay tusi xarax yooyu ku leen leb du leen fay am na ñoo xam ne tam commerçant yoo xam bëgg lu yomb moo tax non am na commerçant yoo xam ne bëgg jaay c'est-à-dire yow produit boo xam ne fayaloo ko courant fayaloo ko ndox joxoo ko mu lekk lan nga ci yàqamti am na ñoo xam ne ñoom ñoo lay buux di la neexal waa jëlal ba fin du mois jëlal parce que pour écouler leur marchandise fekk na ñoom ñu ngi lay teg coonooy àdduna parce que boo tëddee doo nelaw parce que yaa ngi xaar du ñu koy fayee xar boo xam ne 200 300 400 500 1 million là ñi ko mën a jënd ci Sénégal c'est 5%. Il faut penser aux 95%. Ces gens qui n'ont pas en ce moment de moyens góorgóorlu yi nga xam ne amuñu contrat amuñu liggéey dañuy xëy chaque suba teel nekk ñii ñu ngi yenu ñii ñu ngi jaay table ñii ñu ngi ràngu ku ci nekk nga am problème bu la doy boo xam ni pour sa dund nga war koo gérer war a toppatoo tam ay xar yu cher donc état bi nañ def li nga xam ne moom mooy seen liggéey fexe ba yombal li nga xam ne moom mooy la circulation des moutons bu ko defee nit yi mën cee am ginnaaw ba Mamiko joxe na leçon d'humanité man li ma ciy bëgg wax rek mooy mës naa def reportage xaw ma daaw la xaw ma daawaati géej éleveurs yi ñu si bëri ñi nga xamante ne dañuy jéggaani di ñëw fii ne Sénégal nee nañ problème bi ñuy am ñoom sax duñu bëgg a teel a ñëw parce que buñ ñëwee war a jënd ndox day cher ci ñoom war a jëndal seen xar yeeg yooyu ay ngooñ war a fay yenn charge yi day métti ci ñoom moo tax ñoom tamit dañuy bàyyi ba dernier moment ñuy ñëw mais nag comme que dañu nekk ci contexte coronavirus leerul ndax xar dina am ci instant yu mujj wala du am li gën a wóor daal mooy nit ku nekk li nga am nga dem jéem a ut sa xar ñëw yeew sa kër bu ko defee problème du am mais lépp lu ci mënti am rek dinañ naxante ak jaaykat yi ba indil leen sax s'il le faut prix yi comme ça ku ci nekk di nga mën a xam à peu près ndax di nga am xar wala dina am loo ciy dolli ngir mën a am xar incha allah. mu am solo lool ñu bàyyi ko ak yow bu ko defee rek ñu gën ci xuus incha allah kon nag ci noonu la ñuy daal di dem rek le journal de la femme on retrouve tout de suite Mamiko. Mamiko ñu fas yéene waxtaanee autonomisation des femmes rurales. qui selon toi est une nécessité ngir mën a suqali réew mi. waaw bu ñu bëggee suqali réew mi dañuy jël ñi nga xam ne moom mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci zone rurale bi maanaam ci village yi région yi yombalal leen lu bëri li nga xam ne dinañ mën a bokk ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy développement durable c'est très important parce que nañu waxante dëgg réew mi. yaatu na Sénégal bëri na ay régions mais itam jigéen ñi tamit ñu ngi ci bi nga xam ne moom mooy réew mi et il est possible d'éliminer la faim maanaam dindi fi xiif ci nga xam ne moom mooy Afrique fii ak horizon 2025 bu dee mën nañ li nga xam ne moom mooy faj solution ak équation bi nga xam ni moom mooy jigéen yi nga xam ni amuñu li nga xam ne moom mooy doole ak joxuñu leen li nga xam ne ay infrastructure ñu mën a li nga xam surtout li nga xam ne moom mooy seen liggéey am na réew yoo xam ne fii ci Sénégal boo demee jigéen ñi ñooy nekk ci tool yi di bay jigéen ñi ñoom ñooy def li nga xam ne moom mooy transformation de produits alimentaires jigéen ñi ñoom ñooy defar yi nga xam ni moom mooy lépp loo xam ne rek lu jëm ci li nga xam ne moom mooy triage maanaam bu góor yi bayee pousse ñoom ñooy trier ñoom ñooy raxas ñoom ñooy def ay packaging ak emballage yi nga xam ni day tax nit yi mën a utiliser ak li nga xam ne moom la ñuy yitewoo
ko donc opportunité yi nga xam ne égal yi nga xam ne moom lañ leen war a jox nga xam ne jox leen ko am mooy accès à la terre ñu jox jigéen ñi tamit ñoom tam ñu am accès à la terre accès à l'eau ba mën a bay def li nga xam ni moom moo leen war ci seen réew dina tax vraiment li nga xam ne moom mooy xiif jóge ci réew mi mais tamit li nga xam ne tamit li nga xam ne mooy malnutrition ak pauvreté tàggoox ñun et c'est très important donc si nga xam ne moom mooy secteur agricole ak chaîne de valeur yi ak li nga xam ne moom mooy commerce dooleel ci jigéen dina tax suñu réew suqaliko dina tax suñu réew jëm kanam parce que nañ waxante dëgg fii boo gisee boo yeewoo 4 heures du matin koy taseel jigéen yi boo demee géej koy taseel jigéen bu kan mooy romb ci ko ñi naan ay wëjën ay jigéen donc ñi nga xam ne ñoom ñooy def ay araw fondé araw caakri defar sorgo cere ñan la ay jigéen donc nañ leen defal li nga xam ne moom mooy yokk seeni capacité maanaam permettre leen ñu jàngal leen ut ñi nga xam ne dañoo nekk ñu xarañ professionnel ci lépp li nga xam ne moom mooy transformation de produits alimentaires yokkal leen tamit ay formation ci ni ñuy jiwee naka la ñuy utiliser produit ak produit de qualité jox leen tamit li nga xam ne moom mooy ji de qualité tegal leen ci ay terre yombal leen li nga xam ne moom mooy lu ñuy amee terre yi pour mën a liggéey ndox mi tamit di dem nu nga xam ni noonu la waxee donc c'est très important pour la sécurité d'un pays ndax yu bëri dafa wane ni 50% de la population de l'Afrique ñi nga xam ne dañoo nekk ci zone urbaine yi dinañ dem d'ici 2050 ci li nga xam ne moom mooy village yi donc loolu nekk loo xam ni dana nekk problème bu dee yombaluñ leen li nga xam ne moom mooy seen liggéey nañu waxante dëgg Dakar n'est pas le Sénégal ñun ñëpp on a tendance léegi sunu mbokk yi koo ci laaj ne la léegi maa ngi dëkk tel ñëpp a ngi dem c'est-à-dire nit yaa ngi jógee Dakar parce que Dakar dëkk fi dafa metti am fi kër metti na ñëpp a ngi dem dëkk ci li nga xam ne moom mooy région yi mais nit yi bu ñu demee dëkk ci région yi les besoins l'offre lan moo koy sukkali c'est-à-dire économie dëkk du ci capital dong lay yeeyoo dafa yeeyoo ci li nga xam ne moom mooy ruralité zone rurale yi il y a des femmes yoo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon li ñuy def mooy dem ci tool yi ak jàppale seen jëkkër donc nañ leen dooleel jox leen ay infrastructure jàppale leen yokkal leen formation gindi leen teete leen ba nga xam ni lépp loo xam ne dugal nañ ci seen loxo day doon réussite ba tax na tamit bu ñu defee tamit loolu ba pare jox leen lépp muy infrastructure matériel jox leen tamit accès à l'internet parce que c'est important jigéen ñi bu ñu bayee seen dugub daal di ko wal daal di ko araw def ko ci ay paquet ñu mën a am li nga xam ne moom mooy outil de communication boo xam dinañ tax mën a def vente en ligne internationale mën a jël li nga xam ne seen produit au lieu ñu koy jaay aussi Sénégal mën koy jaay tamit bitim réew parce que dëkk boo xam ne exportation dafa dox dëkk boobu dafay baax mais dëkk bu demee ba importation bi ëpp lu ñuy exporter il y a un problème donc loolu bu ñu leen ko defalee ñu mën a aussi jënd li nga xam ne moom mooy seeni produits il y a pas assez de foires au Sénégal foire yi dañ ko war a yokku ba nga xam ne dañuy mën a jël li nga xam ne moom mooy seen ouvrage mën ko yóbbu ci yeneen réew wane li nga xam ne moom mooy sunu mën-mën ndax réew yëpp lan la ñu doolante lan la ñu mënante mooy seen production lan la ñu mënante moom mooy seen culture donc il est très urgent que jigéen ñi bu ñu leen joxee loolu jox leen ay formation yombalal leen ji bi jox leen terre bi ba ñu mën a liggéey jox leen ay formation ba ñu mën a tenir li nga xam ne moom mooy économie bi ñu yombaleen tamit ay foire yoo xam ne wala ay marché yoo xam ne dinañ mën a dem un peu partout dans les régions maanaam ba nga yem donc comme par exemple ki nekk Thiès ba nga yem donc Thiès di jaay léeg-léeg tey ñu ne ko ñëwal da ngay dem Kédougou léeg-léeg da ngay dem Tamba léeg-léeg da ngay dem Ziguinchor mais aussi dans la sous-région maanaam Afrique Côte d'Ivoire Ghana ba bare nag di dem ay foire di nga xam ne moom mooy foire internationale c'est très important li laa indi woon tey mu am solo lool c'est vraiment un sujet yaakaar naa ni Binta dina si mën a sandi moom it tout comme Nana d'ailleurs société war na ci mën a wax dara ndaxte jigéenu askanum Sénégal la ñuy waxtaane te mat nañoo dimbali waaye comme Sénégal la ñuy waxtaane mat naa dimbali très brièvement man moom fi moo bëgg a ñëw rek mooy exode rural bi nga wax pour man pour xeex ko commencé na tey jii ci jël yenn entreprise yi yóbbu ko foofu mais dafa am benn image boo xam ne fan yëpp mi ngi daw ñuy gis ay jigéen di gas pour ut ndox ñun ñu ngi wax tool ak ñoom seen mais ndox déjà dëkk boo xam ne pour ñu am ndox ça c'est tout un problème jigéen ñi ñooy boot seeni doom di gas di wàkki pour ñu mën a am ndox boo xam ne dinañ ko mën a root wala dinañ ko mën a fóotee wala dinañ ko mën a sangoo ci ñu ne ñun Sénégal dañoo nekk ci pays boo xam ne en voie de développement c'est quand même triste donc dafa xaw a am contradiction
beneen bi mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy bay ak yooyu lu ñu soxla mooy ay tracteur lu ñu soxla mooy ñu mise à jour leen parce que lu bëri lu ñuy bayee dafa weesu loolu waral tey tubaab bi wala tey ji keneen bu ñëwee jënd seen tool lu bu jigéen bi di bayee tey 500 ñoom ñuy def ay 1000 wala 2000 loolu tamit def naa ne jar na bàyyi xel. En même temps ils perdent comme ci li nga wax noonu ils perdent en temps et ils perdent en argent parce que li ñu naan time is money dañu waxante dëgg mais boo demee ci am na village yoo xam ne amuñu courant yow amoo courant nga bëgg am machine walukaay c'est-à-dire dugub bi nuñ koy walee naka la ñuy defee transformation de produits alimentaires si ils n'ont pas les infrastructures pour le faire. Donc c'est pas possible. Alors Asma Mamiko li mu indi dafa am solo parce que tey jii boo demee ci village yi jigéen ñi seen loxo la ñuy ràbbee ay drap def ci ay image def ci lépp lu leen neex bu njëkk ba dañ doon gis suñu yaay yi di ko lal mais léegi tey néew na nga dem ci kër fekk ñu lal genre yooyu te loolu itam day tax ñu développer suñu économie leneen itam luñ doon gis te léegi mu raar mooy jigéen ñi dañ leen doon former ku ci nekk mën a cuub ku ci nekk mën a defar leneen ak leneen mais loolu yëpp boo koy def encore il faudrait que ñu encourager li nga xamante ne mooy consommer local bu ñu mettre dans la tête des Sénégalais qu'il faut que ñun ñii li nga xamante ne jigéen ñi ñoo koy def à partir de leur village ñu mën ko consommer il faut que ñuy dem di cuub di sol li nga xamante ne ñun ñoo koy defar rek day baax mais à force que ñoom ñuy defar te gisuñu ku ko jënd da leen di décourager te loolu itam day gën a suuxal rek suñu koom. En tout cas mais juste pour yokk ci rek comme ni Paul Kagame def parce que gis naa ci benn reportage day créer cité bu créer cité bi c'est entre 270 à 350 maisons la cité bi di nekk mais kër gu nekk day am genre pâturage mu jox la ay nag wala ay ginaar wala looy yar wala def benn li ñuy def comme yaru jën yi famille bu nekk am looy occupé papa ji am lu muy def yaay ji am lu muy def xale yi di jàngi mais après seen revenu ci loolu lay ñëwaat ba village boobu mais réew bu nekk am na sax loo xam ne moo ko moom boppam nañu waxante dëgg des fois da ngay togg sa supp kaa nga ne xaaral comme fumé Gambie laa bëgg parce que c'est leur moom léeg-léeg nga ne paañu Fadiouth laa bëgg diwtiiru di Kolda wala Casamance laa bëgg donc région bu nekk am na benn spécialité ak particularité bu am mais il faut développer ces particularités il faut développer li nga xam ne moom mooy seen liggéey jàppale jigéen yi ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy développer réew mi parce que nous pourrez comme ni ngeen koy waxee nous sommes plus nombreuses que les hommes donc il est important non c'est vrai de nous autonomiser nous sommes des sources de revenus et on peut développer ba mun nañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy développer suñu économie réew te bëgg nañ c'est-à-dire bu doon dañu ne jigéen ñi sax dañoo yaafuus ñu ne waaw mais jigéen Sénégal ay jàmbaar lañu dañuy mën a góorgóorlu dañoo takku ba dëgër takku ba mel ni naanaa macha allah ba mel ni yow tamit tabarkalla merci beaucoup Mamiko mu amoon solo lool ok kontaan naa di remercier bu baax a baax képp koo xam ni yaa ñuy seetaan di remercier bu baax a baax Louisa Gandhi pour la coiffure LG waaw LG di ko remercier bu baax moo jaar ci xeetu baax yi mais remercier aussi képp koo xam ni yaa ñuy seetaan depuis Ndayane depuis Kébémer depuis Rufisque te muy dëgg waaw ak fële wetu ginnaaw Ndar mel ni kuy dem Rosso nu mu tëddati foofu Richard Toll Ndiaye Mbay sama doomu bàjjen ma nga Richard Toll du ñu seetaan maa ngi koy sargal bu baax a baax di ko nuyu Aram Ndoy Moussa Ndoy ca Ndaayaan nuyu naa leen communicatrice traditionnelle waaw di leen remercier bu baax a baax di leen jox dig daje ci seen rubrique société demain incha allah amoon na solo Binta Ba alors Asma dañuy yéeg ci horaire Mamiko rek dem si yaa nga xamante ne ñoo nekk ci village yëpp ak ci région yi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax rawatina suñu lecteurs yi nga xamante ne ñoo faree fële ca diwaanu Ndar ñu ngi dégg encouragement yi merci beaucoup am na solo coach mais Asma waaw amatina solo la ñuy wax yam contentement ak mbégte toujours di bokk ak yéen plateau bi ci Subatel bi amoon na solo loolu ñu dégtal leen ñi leen fi indil amoon na solo tamit yéen ngeen nangul ñu amoon na solo ngeen tipo li nga xamante ni moom moo di la chaîne leader di Sen TV ma di jaajëfal suñu taar ci bopp bi waaye Adia tamit maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc numéro yaa ngi noonu nag bu leen ci neex rek mun ngeen ko daal di tipo bu ko defee ma bàyyi leen avec la bonne suite des programmes sur la télé leader laata loolu 11h da ngeen di am waxtaane ko en compagnie de Mantoulaye à partir de 15h vous aurez waxtaane ko vous aurez Wonema Ndiaga Fall ñu ngi may soufflé ni que tonton Ndiaga moom mooy gérer l'intérim aujourd'hui donc waxtaane ko donc baax na góor ji waxtaan tamit ak askan bi waaye 15h30 da ngeen di am Wonema votre vitrine commerciale au sein de la Sen TV bu ko defee rek 17h30 ce sera le grand rendez-vous du divertissement 19h l'essentiel et 22h vous aurez Sen Show Aïcha ma bàyyi leen à demain inchallah